أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki seetaan DTV del siwaat nañ ci seen émission bii di Ndenkaane altine ba alxames lay am ngeen ci ànd ak ñi ngeen baaxoo di ci àndal di ñaanal jàmm ak wér ak sutura képp kuy seetaan foo mënti nekk ñi seetaan nekk ci biir réew mi ñi seetaan nekk bitim réew ñi seetaan émission bi direct ak ñi seetaan gannaaw buñ ko tegaatee ak ñi koy toppaat ci YouTube bi ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaanal jàmm ak wér ak sutura mbokk yëpp ñi ci hôpital yi yàlla yàlla fëgg seen bopp ñi tawat di doxaaleeg seen jàngoro yàlla yàlla saafara leen luy métti waay li ko dalee ci catu kawaru bopp ba ci weewu tànk yàlla yàlla saafara lépp ñi nekk ci bërëbu kaso yi yàlla yàlla génne leen fa ñi nga xam ne ñoo nekk ci xat-xat yàlla yàlla génne leen ci ñi faatu yàlla yàlla yërëm leen jéggal leen xaare leen aljana ñu wax aya sayda aya Adama Seck bi muy yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mi borom jàmm ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñu defal jàmm def ko ci sunu réew def ko ci réew yi nu wër def ko ci àdduna bi yëpp képp kuy dukkat ci kaw suuf yàlla yàlla may la jàmm ñi nekk ci néegu sëy yàlla yàlla barkeel seen sëy may leen njaboot gu barkeel njaboot gi yàlla yàlla yar leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ñu dal siwaat ci sunu plateau Ndenkaane ànd ak sunuy gan ak way dëkk yi Oustaz Daouda Camara ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara sunu invité la tey waaye ci kër gi la bokk Oustaz Daouda ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax auzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alsadiqu iza xaal almunjiz iza waada albari iza amara اللطيف إذا نهى وهو القائل في محكم كتابه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أما الصلاة أتمها والصلاة أكمله على ناصر الهادي إلى صراط الله مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وبعد شيخ محمد المختار سار ñu ngi lay fay nuyoo di la ziar di la wàccee sa wàccuwaay di am mbégte bu baax ci dalal gi ñu dalal fii ci Ndenkaane tabarakallah jërëjëf Oustaz Daouda ci nuyoo bi Liwis na nga yendoo wala noo fanaane nu ma yeewoo noo yeewoo maa ngi sant bu wér da nga am jàmm maa ngi sant bu baax ndekki nga waa ndekki naa nag tuuti rek loo ndekkee pinton ak meew xam nga da nga bëgg indi problème rek. laa ilaaha illallaah ñaari yooyu ànd nañ pinton meew. ak ànd. en tant que pinton bu am kaani rek ak meew. laa ilaaha. jën ak meew ànd nañ. moo ne en tout cas dana ma noo laan déggee. baax na danañ ko lijjanti ci santé mère Thiama na nga def. maa ngi sant waa Sarr. yow pinton. man fonde laa naan. fonde mel ni. kon ñu ngi ndekkee fonde ba léegi. waaw moom su dul lu baax moom fonde laa naan café ñëw. ñaata paan nga ci naan. déet pot rek. pot la wax de potu gàtt yaa nañ. déedéet pot yam yooyu rek du baax. potu tomate président bu ndaw bi publicité pot bu beurre bu ndaw bi. mais feesul noonu dama naan rek ubbi sama biir. potu beurre bu ndaw bi dara la de. moo ma jaaxal naan café ci digg bi ubbi sama biir rek. ñëw xam nga rek day supporter. léegi bi nga ko ubbee ba noppi loo ci def waxoo ko. café. agum. gum. ba une heure. waaw d'accord ñu nuyu sunu tonton dalal ko muy tonton Sarr le pasteur. jiite ñi nga xam ne ñooy maribatu yi. ñi nga xam ne ñooy dóor seeni borom kër. tonton ñu nuyu la ziyaara la dalal la ci Ndenkaane. Bon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, bu sell bi, je vous remercie de m'avoir invité. Et je suis prêt à discuter avec vous. Suma olof dafa xaw a jaxase mais dinaa jéem waxtaan ak yéen olof ak français. waaw d'accord xam naa lu ci lënt ci français bi rek Louis a ngi fii moom francophone la ñu dem studio 2 seeti Modou Mbacké xam lan moo gën a fees ci këru yëglekaay yi tey
Modou Mbacke salaamaaleykum. salaam wa rahmatullah yaa oustaz. yaa oustaz yaa alhaaji yaa sëriñ Modou Mbacke. ñu ngi lay ziar bu wér. grand journaliste. dañuy taqalee góorgóorlu rek. këru yëglekaay yi lu ñu yeewoo. li ñu yeewoo sakkan na lool bokk na ci l'observateur mi xëyee manifestation bu mag bi opposition bi gonte démb ci banlieue bu Ndakaaru yëglekaay bi nee na démb day banlieue bi jax-jaxe nañ ci bépp boor yëngu na ndaw yu sakkan gën nañu ñoom ñëpp ñu àndandoo wili paane nguuru président Macky Sall bi te itam nag ñaxtu nañ lu bari li xew ci biir réew mi kaso yi fees gu mu fees ku wax rek ñu jàppale ci kaso bi waaye itam lu jëm ci ñàkk a doxal koom-koomu dëkk bi ñàkkum ndox mi am ñoom sax ñu jàpp ni kon jot na ñu folli président Sall bu nu àggee élection présidentielle 2019 yëglekaay bi yëmu ca ñëwaat na ci nux bi am ci biir parti APR jamono ba ku jéggi dee dóor ci kaw nguuru président Macky Sall gi biir APR googee moom am na fa opposant yu tàmbalee génn bokk na ca ABC maître Alioune Badara Cissé moom nee na day doon candidat ndax li mu gis ci biir APR doyu ko ci ak candidature am kenn mënu ko koo teree samp loolu la xamle ba mu nekkee France yëglekaay bi xëy na yaa oustaz Libération moom itam xëyewaat beneen mbir ci président Macky Sall ak nguuram yëglekaay mel ni ku naan ñu waaw président Sall de neewoon na rupture bonne gouvernance la patrie avant le parti waaye dafa mel ni léegi soppi na doxalin ndax la am ca fee nga xam mooy rek poste bu Ndakaaru gi foofee benn waaye nga xam moo fa nekkoon cadre président poste gi moom daal jàpp nañ fi ñu toll nii tembe dàq nañ ko foofee ndax la mu wax mooy doxinu Siré Dia na muy doxalee koom-koom nga doyut lii la wax tax ñu dàq ko yëglekaay bi moo ne pourtant day Macky Sall diggoon na Sénégalais yi ni rupture maanaam daañu doxal dëgg ci réewum Sénégal source a moom it xëy benn mbir dafa xëy càmbar lu mel ni kii li nga xam rek mooy FONGIP ANPEJ naka noonu DER yëglekaay bi ni DER bi diri na FONGIP waaye itam rayale ANPEJ ndax fi ni ñoom amatul benn financement lépp président Macky Sall jël na ko jox ko DER yëglekaay bi xëy na ko moom source a baneen yéenekaay bu xëyee ba tey ci réew mi mooy la turbine moom it dafa xëyam Bougane Gueye Dany yëglekaay bi nee na ndaje ma woote woon barki démb ca xaar yàlla xumb na mboolum sakkan ñëwoon nañ fa Bougane nag jàpp na ni mën naa am mu samp ndëndëm dugg ci géew bi waaye day jël lépp daal di koy delloowaat ay militants ak sympathisants waaye ci wet ga ñu ngi laam-laamee naan ndax xam coalition mënta am Ousmane Sonko ak El Hadji ak ki nga xam mooy kon rek Bougane Gueye ñu ànd def coalition bu amee dana soppi lu bari ci doxin ci wàllum politique am naka du jee moom itam xëy beneen mbir te mooy tolluwaayu réew mi ak lu jëm ci wax yu ñaaw yi nga xam mi ngi tàmbalee am ci média bi yëglekaay bi ni ëpp na ca ñaaw na ana Assane Diouf Ismaïla Madior Fall Moustapha Cissé Lo Farba Ngom barki dem moo ci mujj Cheikh Bamba Dièye la ñuy wax jëm ci justice ak daggasante bi am daal yëglekaay bi ne ëpp na ba jéggi dayo bam te it foo ko takk jéggi na ko Vox Pop moom oustaz dafa xëyee li nga xam rek moo jëm ci sëy yi tas gi mi tas ni mu teele takk yomb na waaye tasit gaaw na lool yëglekaay bi def enquête bu xóot jëm ci wàllu gu ni mel la mu wax nag mooy daanaka daal ñàkk waxtaan am na waaye tamit ñàkk a yem ci jëkkër mbaa ci jabar loolu lépp daal tax na ba divorce yi moom bari na lool ñoxor njaa ñu takk waaye ñoxor njaa ñu tas yëglekaay ba ne l'Observateur moom itam jeexale lu jëm ci xarum tabaski mu benn waaye jëndoon ca Ndar la xewe tabaski moomee di am xar daa di faf faat benn xale ca kër ga muy xale borom kër gi yëglekaay bi ni da ko mbëkk moo tax xale bi jaare fa ñàkk bakkanam waaye xar ma muccut ndax moom lañ def dajale ko xale bi nga xam te ne bi moom la xar yu mbëkk ba mu faatu yëglekaay ne mel ni ko naan kon daal jot na ñu bàyyi xel bu baax xar yi nañ koy yeewee ak nañ koy waggare ba xale du ko jege ndax xar moo xamul jikkoom ñaare yeew ko ci kër gi rek mën naa indi jawaab bu fekkee amul benn périmètre de sécurité boo respecté yaa stade. waaw loolu moom doy na waar de Modou Mbacke. lu waay di bëgg rek na fekk yàlla bëggale la ko. ci lu wér ci lu wér. jënd xar fas yéene koo tabaskee mujj ko dajalee. waaw doy na waar loolu. mu mel ne loolu l'Observateur dénkaane tamit lu am solo la mooy ñu am waggar am waggar bàyyi xale yi xel bàyyi xar yi tamit xel waaw ndax xar moo xam te ni bii yëruloo ko sa kër da nga ko jënd indi xamuloo jikkoom waaw kon da ciy baax nga am benn périmètre de sécurité boo xam ne mënu ci ñàkk sa diggante ak moom dawat na xale yi fu ñu gisum xar jàpp ne xar daa war a lewet fekk na am na xar yoo xam xëy na dañuy mbëkkee ndax tàmmu nañ loolu kon li nga wax moo ci am solo dañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax yaa ustaz jërëjëf Modou Mbacke tabaarkàlla jaajëf ñu sant ko gërëm ko ci li gën a fees ci këru yëglekaay yi Oustaz Daouda lan nga jàngat ci këru yëglekaay yi loo ci jàpp ci li ci gën a fees jàpp naa ci yëngu-yëngu dëkk bi ci opposition bi nga xam ne ñoom la déparé ñu jug xëy na di am lu ñu jàpp ne xëy na doxul ci réew mi ñu jug di ko dénoncer ci anam boo xam ne tamit anam bu dal la loolu jàngat nañ ko ci
waaye it gis nga fi mu mujj tamit muy wane ne rek lépp looy def moom na nga sóoraale ni bu àndut ak dogalu borom bi du sotti ñaar yooyu daal lañ ciy jàngat. d'accord jërëjëf Louise këru yëglekaay ak li mu yeewoo loo ci jàpp. lu ma ci jàpp mooy marche opposition bi démb. man damay wax plutôt si dispositif de sécurité bu amoon démb ci banlieue bi par rapport ak marche bi gis nañ ne bu marche amee dañuy mel ni ñu nekk prison c'est-à-dire que ñiy marche sax ils se préparent à être tabassés et du loolu mooy pays de droit man démb ba ma gisee image yi xaw naa choqué tuuti. ndax dafa mel ni ñiy marche dañ leen di menacer en même temps donc ñu bàyyi nit yi ñu libre seen ay mouvement on est un pays de démocratie ku nekk am sañ-sañu wax li mu bëgg a wax ci respect ci yar ak ci teggin parce que gëm naa ne ay adultes ñoo fa nekk ay personnes mûres ñoo fa nekk ay nit ñoo xam ne ay références lañ ci dëkk bi ñoo fa nekk donc bu ñu demee bay marche war nañ leen bàyyi ñu évoluer normalement mais lu ñu leen def keroog moom wax dëgg yàlla. On les a vraiment ceinturés ay personnes yoo xam ne très armées barricade wu sol ay protèges yooyu yëpp dafay tiital nit yi. donc ñi fay dem sax au lieu ñu nekk en sécurité dañuy mujj ragal. donc nañ bàyyi xel ci loolu ñu ngi gis ne campagne bi moom commencé na bu yàgg. bu ñu gisee Sonko démb gis Bougane Gueye Dany ñu xam ne ñu ngi ci campagne nekkuñ ci pré-campagne ñu ngi ci campagne déjà. te ça se voit que c'est bien que ku nekk di jéem a fësal sa bopp ku nekk di jéem a dëggal sa bopp ci kanamu Sénégalais yi nañ bàyyi xoxatal bi ñi nekk ci pouvoir bi nañ bàyyi xoxatal bi. te xam ne Bougane nekkagul candidat. ah loolu la wax de démb nee na candidat la. nee na candidat la. ah moom bëggu la yéex boobu ba léegi. non mais ba léegi tardégul donc sénégalais la ci réew bi la bokk am na sañ war na am sañ-sañu ne candidat la war na am sañ-sañu teg ndëndëm sénégalais yi votel ko wala ñàkk ko votel de la même façon si moom ak kii ñoo ci yem ABC Sénégal daal yow sax bu fi jëloon taxaw ne da ngay samp sa dënd ñu votel la. xanaa man. waaw yow moom boo sampoon dënd xam naa médecin yow lay votel. baarakallah mais man dama la votel. baarakallah. du ma ko votel. day ragal su ma faloo gerefaas dootul amati. maa la ko wax kon ñu dee dootuñu am jàmm kii rek bu faloo ñëpp ay burkaa la ñuy sol. Mère Thiama këru yëglekaay ak li mu yeewoo loo ci jàpp. waaw xanaa xale bi xar mi mbëkk mu gaañu. ndeysaan ma koy jaale waa Ndar. li ñu wax ni xar doo xam jikkoom ñun amoon nañ xar mu mel noonu ñu sax ñoo ko yar waaye dafa métti ndax xale yi ñooy jàngal xar yi mbëkkee. dama daan gis sama rakk yi da jël melentaan di ko def di xar mu ñu mbëkkee su daggee rek macha allah kon boog yàlla na ko yàlla yërëm te yeexee ko ñu koy jaale ay waajur ndax si gën a me dañ ne moom benn doom rek la maa ngi ñu ne fi benn fils unique yàlla na ko yàlla yërëm gis naa aussi opposition bi tamit seen marché bi lépp na tegu ci jàmm ndax fi ne nii ñun tal nañ tabaski ndox mi ñëwagul yëpp ñuy def man ñoruma ay dem nañu fi ak ndox mi ñëwagul nee nañ xarit dina seer ñaar yooyu mooy suñu priorité ñun man talu mooy kuy marché nag na nga marché waaye lépp nga teg ko ci yoon soo gisee tam policiers yi di génn ci marché bi dañuy bañ Samba Boy ñëw Moussa Sarr da ci laxasuwaale ndax xam nga ñuy marché dañuy marché mais bu koy nañ jógee fee yoo des lu yoon loolu tax lu tax marché su amee rek foog ñu am ku ñu liif foog ko am ku ñu ñam lu ñu ñam man ne lu tax ay Yirim Thiam buñ ci nekkee faaw ñu liif leen non du loolu non lu tax ñu leen di liif gàmm ak ñiraas dem bokk dëgg la non mais Sénégal lañ nekk il faut que ñu am esprit wu ñu ciy mën a marche tranquillement def seen rassemblement parfois da ngay gis marché day am wala dara am ñu ne viol nañ ay xale def nañ li est-ce que ñuy marché ñoo def loolu non mais déedéet mais dispositif de sécurité bu fa am moom wax dëgg yàlla kon bëggoo bu ñuy marché sécurité am kon loolu baaxul mais déedéet am na sécurité boo xam ne day tiital ñi fa nekk pour les gens sont plus tranquilles. sécurité premièrement tiitalaate la. dissuasion la oui. mais dissuasion boo xam ne bu ñoo war a noonu baax na pour ñoo war a def lu ñaaw ñu xam ne fii kenn mënu fi def lu ñaaw. ñu jël seen arme mais dóor ñu benn opposition dóor ñu fi kenn. loolu da leen di rassurer sax. loolu kese la. da leen di rassurer ba kenn du leen mën a te ñu indi xari nag. kooku d'accord ñu indi xari. xari kañ mi ngi fi. waaw d'accord. xari bi xanaa. tonton Sarr la lan nga jàngat ci këru yëglekaay li ci gën a fees. man damay wax que affaire bi metti na dëkk bi metti na il faut que këri diine yi comme yéen ak oustaz ak ngeen jóg wax que Sénégal benn bopp la on est une seule famille mais ay violence fii ay violence fii il faut nous arrêter ko ñu xam que Sénégal suñu jógee ñoom la élection il faut
un gagnant, un perdant. Man candidat là, man. Candidat élection 2019. Ah mais bon? candidat bulletin blanc. Ah oui, candidat bulletin blanc. Maintenant, Yomi, le temps de me faire. Man candidat, non, j'ai commencé, j'ai candidat bulletin blanc. Le temps le candidat bulletin blanc. Ñaata candidat ci ben dëkk amul ndox. 52 candidats. Gars yi 52 candidats nga wax. 52 candidats xaalis bu bare muy dugg. mais soo laajee benn candidat 10 francs ou 5 francs doo la ko jox. maintenant man damay xaar deuxième tour. pour def la différence. ku may tànnal mënuma tànn 45 candidats. donc man candidat bulletin blanc la. damay ñaan ñëpp ngeen ñëw comme yow nga ñëw si man. ñu xool ku dem ku am yoon ou non. il faut ñu xam programme bi mais ñëpp di wax ay critiquer jaarul. ñàkk ndox ñàkk courant ah xoolal xale bi de ak xar mais c'est extraordinaire. il faut que yéen kilifa yi catholique ak musulman yi ñu jug. au candidat yëpp. président de la République ngeen wax ak moom. parce que Sénégal kër diine la. d'accord voilà. d'accord loolu am na solo moom candidat xam na après naa xool sa programme maag Oustaz ak Louise après ñu xool sa programme ak programme gaañ loolu laa xamul bulletin blanc ah oui bulletin blanc tu sais tey su ma waxee suma programme fii. waaw yow xaw ma ban parti nga dem siiwal ko fële ne may yàqal. man APR laa de. man duma APR. voilà alors dañoo bëgg ma wax suma programme fii. ñu jël ko dem gis wax ko Macky. waaw d'accord mais aussi tamit dafa xaar deuxième tour bi. man deuxième tour bi. day ma oo ñu yéen parce que deuxième tour bi dina am ñaari nit. kon am nga yaakaar ne dinañ dem deuxième tour. mais ça c'est clair forcément mënul ñàkk Sénégal. mënul ñàkk sans cela. dëkk bi dina jaxasoo. mu waxante dëgg. waaw d'accord day jaxasoo bu dara jaxasoo na lépp tegu ci yoon rek. dañuy dem régie ñu seeti benn élément seetaan ko. dañuy jël vol fii ci aéroport bi dem ba Makkatal Mukarram. waaye Madinatul Munawwara la ñuy njëkkee ñu seeti Oustaz Mouhamed Diop Seyda Zeynab Fall. waaye Oustaz Mouhamed am na benn vidéo bu mu nu yónnee ca Madina ñu seetaan ko dellusiwaat incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi am mbégte ànd ak yéen si seen rubrique jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. fi ngeen gis moom mooy albaqi di sëgu saxaaba yi. fii denc nañ fi junni saxaaba yi ci ñi gëmoon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fii lañ denc ñenn ci magi saxaaba yi ku mel ni ko Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu fii lañ ko denc. fii lañ denc tamit ñenn ci soxna yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak i doomi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. kiñ fi njëkk a denc ci saxaaba yi mu ngi bokkoon ci ñi gàddaaye woon jóge Makka ñëw Medine mu tudd Ousmane ibn Maz'un radiyallahu anhu. sunu yaay Aïcha radiyallahu anha dafay wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan ñëw par guddi di ziyaar si waa Baqi' bu ko defee su ñëwee dafay wax assalaamu alaykum ahla diyaari min almuslimina walmuminin yaghfiru llahu almustaqdimina minkum walmustaakhirin wa inna insha allahu bikum laahiqun. fii la jàmbaar yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waa muhaajiruun ak ansaar tëdd. yal na leen yàlla subhaanahu wa taala yokk njéggalam ak yërmaaneem fay leen lu baax li nga xamante ne moom lañ taxawe woon diine ji. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf waa régie waaye jërëjëf Oustaz Mouhamed Diop dégg nañ kàddoom waaye xam naa ñi ngi namm kàddu Seyda Zeynab moom it ñoom ñaar sax nag ñoom ñaar ñu dajaloo def benn vidéo yónnee ko ndénkaane loolu ñëpp a ngi koy xaar xam naa instant yi dana xat pour ñu defee ko Madina ndax ñi ngi waaj dem Màkka am na sax ñu jot a dem waaye fu ñu ko defee rek baax na moom daal ñi ngi koy xaar incha allah Oustaz Daouda Baqi ngoog de bërëb bu yéeme. ndeysaan ci lu wér Oustaz
ku ko jàngat dafa dana am lu mu bari lu mu bàyyi sa xel ndax bu nee ñi gën ñoo tëdd fii doon ànd ak ki gën fekk àddina lëndëm ñu fexe ba mu leer fekk àddina boo xam ni ñenn ñu am doole ñoo daan utiliser seen force jigéen amul kàddu xale amul kàddu ñoom ñu ñëw fukki at ak ñett raxas loolu ba mu set jug ñu ne leen du ngeen ko fi raxasee ñu jug dem Medinatul Munawwara gii tey ba yàlla defal leen sutura leer googu ñëw ci àddina donc yaakaar naa seen teraay bi war nañ ko bàyyi xel ndax bu ñu jotee tey jii ci lumière boobu c'est grâce à eux moo tax ñun ñu jot ci kon nag loolu nañu jàngal ne lépp lu ñuy def rek nañ ci ànd ak dal nañ ci jiital borom bi nga xam ni mooy àggale mbir fu mu àgg rek moom moo ko fay àggale kon ñu ngi ñaanal suñu dollee ñaanal suñu saxaaba yi radiyallahu anhum yàlla nañu yàlla tas seen barke ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen teraay bi daal jàngal nañu lu baree bari daal waaye rawatina daal mooy nangu ne yàlla mooy àggale mbir fu mu bëgg mu àgg fa yàlla nañu yàlla boole ca ñay àggale loolu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ñu sant ko gërëm ko xam naa dañuy jàll ci beneen élément waaye bërëb bu yéeme la ndeysaan suuf si ngeen di gis nii ci écran bi yenent bi tànkam dëgg na fi ba tàyyi mos naa ànd ak saxaaba yi ñëw ci suuf si ñu suul néew ba noppi mu ne ku mu ci yéen amul kenn ku fi nekk lu dul yàlla am na bërëb bum la fàkkal benn ci àjjana wala benn ca safara saxaaba yi ne ko ah mais loolu moom bu dee am na ba noppi ñu dogal ku ne ci nun fi mu war a dem ndax duñu ne yàcc na yasar na yàlla dogal na fu ñu war a dem mu ne kullun mu yasarun li maa xuliqa la kenn ku nekk fi yàlla bind ne fa nga war a dem muy àjjana wala safara day yomb ngay jëf lu la fa yóbbu kon suuf si nii suuf su tedd la ku gis suuf si rek gis nga fu yenente bi tegoon tànkam sallallahu alayhi wa sallam gis nga nii ñu ko defee doo xammee borom daraja doo xammee ku néew doole ñëpp rek lañ boole jal leen te ay nit ñu tedd nit ñu sell ay saxaaba ay soxna yenente bi ay doomam ay doomi saxaaba ay sëti saxaaba ku baax ku nekk mi ngi tëdd ci suuf si yàlla ñu leen yàlla fayal ñu seet beneen élément boo xam ne xam naa caamee ni dana leen arrangé ñu del siwaat insha allahu taala régi élément ko fekk muy waxaale njëgu kilo pomme de terre bi soxna si mënul nangu ba tey yokk gi nga xam ni nemmeeku nañu ko ci njëgu bile denrée te nga xam ni sax ñu ngi jëm ci li di tabaski bi. dafa yokk parce que moom nga fekk nii may wax ak borom ki may daggal ki may jaay pomme de terre bi ñoo ngi jëndee saako 9000 kilo 450 500 moo fi nekk ci biir marché bi importe bi ci boppam moo war a ñëw bu ñëwee dinañu arranger torop dina arranger Sénégal yëpp. foofu ca marché Tilène yi les commerçants li ñu xamle mooy qualité pomme de terre bi ci boppam moo baaxul jamono yi ba tax ñu bëri ci ñoom di ko daw loolee waral ñàkk gi mu ñàkk ci marché bi. puis yeneen pomme de terre boo ko jëndee da ngay xool gannaaw bi dafa rafet mais boo ko xoolee ci biir dafa ñuul ñun loolu moo tax ñu bàyyi ko parce que jënd dañ ñu jooy lool boo jëndee saako tamit mun nga génne ñaar kilo wala ñetti kilo bu yàqu ci biir fu mu nekk li ñu béy boobu jeex na lu ñu dencoon si frigo yi. ñi di jënd des ci frigo yi moo des fu mu nekkee boobu nag dafa lu yàqu dafa bari. tabaski moom buy jotee rek gouvernement bi waru saa xaal béykat yi wala nii ak nii yeneen yaar yi bu commencé manqué rek ñuy bàyyi commerçant yi ñii di indi affaire yi ñu indi carrément. pomme de terre di ab denrée bu tàmbalee raar su fekkee ni ñi ngi doon jëndee kilo bi juróom fukk ba juróom benni fukk ci jamono yi ñu dëgmal tabaski kilo bi dana jar juróom-ñeent fukk ba téeméer bi la yokkute nag. tax na ba ñi di jëndkat yi jàpp ni importé bi rek mooy solution. ci
liy bëri bayre la bokk pomme de terre xar soble tusi tëyeer fan yi moom seen tur dana jib lu bare bari mère Thiama lekkaloog bi war nga mën a wax ci élément bi de lu jógee ci juróom fukk juróom benn fukk nar a dem ba juróom ñeen fukk loolu it doyul waar ëpp na toog xam nga lii mooy li ñuy wax nee naa Sénégal su événement jotee rek ñu yokk benn affaire boo xam dañ koy soxla suñu mbokkee na duñ ci yokk benn yoon am na ñu fi ñoo ñoom saar yi ñoo waxoon nañ fi jógee lii moo tax man ma leen di faral pomme xam nga dara yàq amul problème de ñoo taamu su événement jotee dañuy promotion sax jamono bi dañoo taamu bu ki événement jotee ñu yokk soble yokk pomme de terre yokk laaj yokk poobar loolu moom dama ko gis ci ñoom ak yu vert jaune rouge boobu pour lan ndax événement jot na loolu tax ñu leen fi bàyyi mu yàq ñu dem fële rek ñun te ñëw Oustaz Matar Sarr jënd ko fa on peut utiliser nañ ko yokk man de bu ñu ko yokkee sama yoon new ci man fee rek lay réew bi fi mu toll li ngay wax ne leerul de ay ñii ñële publicité lay bañ publicité xam lan ngeen damay bañ xoolal damay bañ ñu ne comme waa Auchan waaw yokku ci dara ñoom fañ nekkoon ba tey prix yaa ngi fa la moo tax ñun suñu marché yi nga xam ñun su nee nañ suñu ay dëkkandoo ay suñu ay mbokk lañ bu tabaski jotee pot bi daan jar bu dee jar 1000 francs ñu ne 1500 butéel bi ne gar téeméer la waaye dañ naan 700 ku bëgg jël ku bëggul bàyyi soble dañ koy yokk saako bi dañ koy yokk ku bëgg jël ku bëggul bàyyi est-ce que du transport bay yokk waaw léegi boo daan jël camion di ko fay 500000 tey mu ne la 700000 man la camion yi ñu daan jël ba tey dañuy denc pomme de terre bi sax dañ koy denc nëbb ko naan dafa manqué ba mu des ay 2 jours ñu génne ko yokk ko boo defee nag Fatou mi nga xam ne daa bëgg pomme de terre il faut mu dem jënd ko nañ ko yokk man de buñ ko yokkee ma dem ci ñoom Auchan ba kese jënd fa mu normal am sama seddaay génn kenn du ma rey te xool yokkuñ dara de man ci marché bi laa dëkk boo gisee lu jumi nii yëpp ñu nga fa normalement ndax gis nañ seen rivalisé ndax koor gi korite gi jaay ñu dara waaw soo paree nga jaar service commercial ah. yaa ma ko laaj sa ticket la fay xaar. moo ma ko laaj. yow moom sa salaire tabaski gi danañ ko xoolaat. ah man siidee ngi fi. d'accord nam ma dara. wala ko wax de. tonton Sarr la nal nga seetaan jàngatee ci élément bi. pomme de terre beeg ñuy yokk. lu mu wax dëgg la chaque fête il faut nous augmenter. c'est commerçant yi ñuy bëgg a am seen business si biir. or que tabaski affaire yu diine la. ah. mais xoolal xari ay xar 300000 400000 c'est pas normal aussi nu xoole même ñuy def ay xar yu publicité mais tabaski mais affaire une affaire de musulman ah di ay loterie pour gagner ay xar et tout est-ce que ça jaadu na il faut nu xool loolu ah gagné naa benn xar parce que am na benn loterie gagné naa benn xar est-ce que jaar na ci diine musulman non. d'accord Oustaz dana ci ñëw. loolu vraiment doy na waar. donc il faut que lu mu wax dëgg la Auchan ah day liggéey day ay employés. gars yi di liggéey ah mais commerçants yi yeneen commerçants yi ils doivent être compétitifs sans cela lu mu wax day dem Auchan jël affaire yi c'est tout à fait normal. pomme de terre ay 2500. beneen côté bi 500 francs mu dem 500 francs et pourtant c'est des Sénégalais comme nous affaire yu naxante yi il faut nous arrêter ko. voilà d'accord jërëjëf loolu am na solo ci jàngat ma ñëw ci Lewis question boobu xam naa nañ ci ñëw incha allah mooy xaru loterie yi Lewis yow da ngay duggi marché. ah waaw. yaa ngi wàcc tabaski gi. ah waaw comme ñëpp. pomme de terre bi moom. cher na ni ñu ko bëgg a yokkee. cher na c'est normal événement la lu ñëpp yi soxla ñoom it buñ koy uti feneen day jafe. wala lu tax ñuy bàyyi ba événement rek pour yokk ko. ndax ñëpp koy soxlaandoo. korité day yokk non mais yeneen jours yëpp ñu jàng koy soxlaandoo. korité day yokk tabaski day yokk Magal Touba day yokk Gàmmu Tiwaawan day yokk événement phare bu jot denrée yi yokk instant yi ñu ngi si pomme de terre bi 3 jours 4 jours une semaine avant tabaski si suukar bi lañ jëm et ça a toujours été comme ça xoolal li ma la wax rek dans une semaine di nga gis ne suukar bi dafa yokk chaque année noonu la pomme de terre mooy yokk une semaine après suukar bi jël wala soble bi jël. état bi lu ciy rôle am dëkk buñ ne am na état am na ñuy contrôler prix yi loolu yokk ñu toog di ko seetaan ndax ci ñoom loola ci état la yi tamit. si ñoom ñaar ñëpp la. régulateur moo amul ci dëkk bi parce que normalement des fois état day fixé ay prix am état day am ay prix am ministère du commerce day am ay prix am mais n'empêche parce que duñu jël chaque événement ñuy dugg ci boutique yi di xool prix yi di laaj consommateurs yi loolu lañ dul def. da ngay gis commerçant boo xam ne lu métti moo wax rek day am 5 tonnes de pomme de terre mais du ma ko laal
stocké ko ba 2 semaines avant tabaski mu génnee ko yokk ci kilo bu nekk 100 francs c'est-à-dire que man bénéfice bu tuuti te lew moo ma gënal bénéfice bu bëri te ñàkk lew dañuy xalaat ne ñu ngi sonal Sénégalais yi waaye comme que léegi ñoom bu ñu sonalee Sénégalais am na ñeneen ñuy soulager Sénégalais yi alhamdulilah. d'accord loolu moom leneen la. c'est-à-dire que mbir nag boo koy xeex da ngay jàppale say doomu réew yow nga ne Ndiaye laa sant Diop laa sant Ba laa sant Sagna laa sant keneen ku sant Dupont ak Marchal ak Maréchal di la gën a dimbale say doomu réew war nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax. est-ce que taxi yi ñuy tegal Sagna ak Ba ñu ngi koy tegal. ñooy bokk fu ñuy approvisionné waaye rek amul feneen amul beneen différence ñooy bokk fu ñuy rootee amuñu feneen fu ñuy rootee ñoom ñëpp a bokk fu ñuy rootee. taxi yi wuute na de. fu mu wuute. douane commerçant yi ñoo gën a am business gën a am lecture am na commerce kaa bi rafet de gis nga Oustaz Mactar grand commerçant yëpp fay ñu presque am nañ ay relation yoo xam ne lépp dañ leen ko wàññil grand commerçant yëpp ñi fi gën a mën a yokk prix ñoom ñëpp dañ leen di wàññil bu baax a baax parce que am nañ ay relation port yoo xam ne Sénégal loolu moo fi am. léegi nag ñooñu ngay tudd ci grand commerçant yi lañ bokk bu ñu leen wàññilee ñoom bu ñu jaayee loolu dañ ci génn. ñu war a wàññil bu ñu leen wàññilee si port ba wàññi leen seen transaction yooyu yëpp bu ñu ñëwee si marché bi ñu war a wàññi. non xam nga fi muy jaar a gudd tey da ngay jógee ci grand commerçant bi muy wàcc di wàcc ba ci borom boutique bi ku nekk lam cay teg. exactement. réseau bi moo gudd tamit il faut ñu comprendre loolu du benn. du ñu nekk ci benn pays boo xam ne lépp dafa am ay loi ay législation yu mu jaar. ñu ne kilo pomme de terre lii lay jar. boo demoon tey ministre du commerce ñu ne kilo pomme de terre lii lay jar kilo suukar lii lay jar gis naa temps yële passé ministre mi ngi doon def benn tour ci marché yi mi ngi woon ci marché Grand Yoff di xool prix yi mais bu ñëwee ñu ko jox prix bu normal bu demee ñu jox ko ñu teg beneen prix xoolal gaz par exemple. dañuy ne gaz 2900 la war a jar. am na boutique yoo xam ne boo fa demee tey 3500 lay jar. 3200 3300. alors que c'est pas normal. pendant que état dafa fixer prix wu gaz. te il faut nga jënd ko. te il faut nga jënd ko Sénégal yi tamit am nañ ci tuuti laisser aller ci loolu. Louise la amuñu laisser aller de Oustaz Mactar dafa am benn phénomène mu sa am dafa am kooku ñëwoon si ko ni mu ne ku leen jaay gaz lii da ngeen ñu woo gis nga bi borom saret bi ñëwee di jaayee gaz 3600 ñu ne ko ñu ngi woo kooku mais taluñu ko ñun nañ dem taali kon naka nga koy dimbalee kon. exactement. naka nga koy dimbalee. xam naa li ngeen wax noonu maanaam grand commerçant yi ak petit commerçant yi. il faut ñu yokk tey ki jëlee pomme de terre fii ñu jaayee ko Dakar. mu dem yóbbu ko Tamba ngeen bëgg mu jaayee prix biñ fixé fii. mais problème la bokkul de Oustaz Mactar bokkul de. ba léegi bokkul non yéen sóoraale wu leen loolu. d'accord naa ci loolu. loolu d'accord nañu Oustaz Mactar ceeb day xoolal da ngay am sa bu def si ceeb. ñu xëy ñu ne ceeb manqué na. ma ñëw xam nga loolu man daf ma ko def kooku ci laa ko bàyyi ma ne ko jaay ma ceeb mu ne non ceeb bi jaayul. ma ne ko yow ceeb baa ngi mu ma non ceeb bi jaayul ba ceeb bi gën a manqué mu génne ko di ko jaay. d'accord te laa gis ci place am. léegi ma sax mu may wax ne donc da nga wax ne prix pomme de terre Dakar ak prix pomme de terre Kaolack warul nekk benn. c'est ça que tu veux dire. waaw d'accord léegi ñi def transport bi. dama bëgg wax ne diggante bi réseau bi moo gudd rek. petit commerçant grand commerçant yi ñuy wàññil ci kaw ñu jaayaat loolu mën nañu ko nangu ma jox la benn exemple. man jóge naa Dakar fekk temps yu jaay glace mbuusu glace 50 francs tu te rappelles loolu xam naa amatul. jóge naa Dakar dem si benn dëkku séeréer. côté Bawol ñu fay jaay mbuusu glace 400. waaw Tamba sama dëkk waaw mbuusu glace 50 francs. loolu nag laa jàpp mooy indi pomme de terre bu seer bi rek. waaw mais ñun dañuy biir Dakar nag. waaw d'accord Oustaz Daouda mu mel ne tonton Sarr la am na lu mu dugal ci biir waxam. xaru lëtëri yi. nga boole koog élément bi loo ci jàngatee. waaw d'abord li mu wax. lu yanu maanaa la. parce que diine moom lépp lu jëm ci loterie rek. daf koy dàq. du nangu dajaloo di dajale leen ñenn génn. mu am gagnant ak pertement. yooyu donc daf koy dàq. beneen bi di ci des tamit niñ ko waxee ci njàngat mi aussi loolu la ndaxte bu fekkee ne ñun ñoo bokk réew mi ñu ne ay sénégalais dëkku teraanga la ñuy dimbalante ñoo fi nekk kon loolu it war na feeñ ci njaay mi parce que boo xoolee ñun rawatina fi suñu diine dafa wax ni kenn ku nekk lañ la wërsëgale ca ngay dimbale buy menuisier bi ci métier la mën a dimbalee commerçant bi ci métier la mën a dimbali keneen noonu kon yooyu tamit nañ ko sóoraale ne ci li ñuy liggéey ñoom ci lañ mën a dimbale bi du yëkkati xaalis rek joxe waaye tiiti sa métier mi si boppam fexe ba nit ki tamit gis ci boppam daf ci am solo beneen bi mooy dañu am ñu yilif te dañ ne dëkk bi dëkku yoon la kon ñoom it suñu tëralee ne ay prix yi nii ak nii lay demee ku ko jéggi
war nañu jëflante ak yow mais su fekkee ne seen mu politicien su defee nangam loo xam ne jubuwu leen ñoom ñu jël yóbbu rëbës mais su fekkee commerçant bi def na loo xam ne du noonu ñu bàyyi kon dafa mel ni kon suñu justice ba tey des na kon yooyu tamit nañ ko bàyyi xel daal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite nañu indi transparence ci yëpp ñu bañ ci gis kii ak kële waaye ñu gis rek ne lépp tegu na ci fi mu war a tegu commerçant yi tamit bàyyi xel ne ci dëkk bi ñu nekk ñun ñoo ko bokk te loolu rek moo fi war a am muy dimbalante te ku nekk ci li nga am nga mën a dimbalee d'accord jërëjëf Oustaz ñu sant leen gërëm leen macha allah liñ koy tënkee rek mooy bari le barkeelee ko gën loolu ñu bàyyi ko xel bénéfice bu bari taxul a bari xaalis ñàkk bénéfice bu bari teewul a bari xaalis bari le barkeelee ko gën transaction dellu siwaat transition balaa sama professeur ca France di ut jël kaye bi ne ma transaction nga wax te transition la Louis mi ngi may wax ne xanaa nga sedduñu ci rek transaction tonton Sall thème bi ñuy yëkkati semaine bii weesu ñu ngi woon ci jëkkër yi dóor seen soxna borom kër yi dóor seen soxna ñu ne waaw lan moo tee ñu dikk ci ñi nga xam ne nag ñooy dóor seeni boromi kër ñu dalal la tey nga jiite benn association boo xam ne dafa xoromu nag ku dégg tur wi mooy koo xam ne day taxaw pour di kaasal góor ñi ñuy dóor maanaam noonu lañ koy firee ci wolof mais turu association bi nga dellusiwaat ci lan moo ko indi ak ku ko dégg daan mais ñooñooy ñan ay góor ñi taxaw naan dañuy kaasal góor ñi ñuy dóor bon yow loo xalaat ci dóor type kurfañ du loolu am na plusieurs façons wu dóor ah il y a dóor physique psychique ak la vie normale même dóor si lan am na jigéen ñi di qui demande parce que du ñuy fiir ba laaj plus à leur mari au lit est-ce que vous comprenez je veux pas aller plus loin hein parce que elles sont stressées hein et elles n'ont pas une vie décente de couple il faut nous wax Sénégalais est-ce que xam ñuy amour luy amour d'abord ñun ñuy nopp par bët simplement di xool forme bi non kii mun naa ko takk ok du loolu maintenant nga takk benn jigéen teg ko ci kër gi comme xar du dem congé du dem lii et tout day stressé donc mari bi si il revient chez lui il a des problèmes de contact est-ce que góor yi Sénégalais yi ñuy waxtaan ak seen jigéen y a un problème de ça mère bi day nekk ak xale yi papa bi nekk fii comme c'est le seul gros coq hein de la maison et tout c'est pas normal nit yu bari yu nekk ci kaso jigéen ñoo leen ko yóbbu parce que lu tax ma wax loolu par exemple oustaz am këram am télévision am lii man awma dara su ma jabar lu muy wax cim ñàkk jom xoolal dëgg oustaz am na lii ak lii ak lii mais violence la aussi violence verbale la. mais est-ce que bëggul borom kër gi am jom rek moo tax mu koy wax. non mais maintenant su ma jabar su ma ko poussé di ma harceler même si ma bëgg a tëdd ak moom mu bañ. mais dem sàcc. maintenant c'est dem sàcc dem rëbës c'est clair et net. il faut tey jigéen ñi ak góor yi nu waxtaan et surtout politique bi. depuis Senghor on a instrumentalisé les femmes. nu waxante dëgg. après il y a beaucoup de femmes. gisuloo benn leader ou amul jigéen. il faut ñu jël jigéen ñi parce que leen waaye voilà ni maintenant jigéen ñi ñu nekk ci pouvoir bi di noot seen jëkkër. par exemple kii APR la suma jabar la maintenant ma takk ko maintenant mu ne bul dem réunion yi def li day dem gis Macky Sall suma jëkkër mu may bugg a fexe fépp ñu jàpp ma ràpp taj mu demee noppi donc loolu violence la on a trop libéralisé on a trop fait la politique politicienne ci milieu jigéen ñi. kañ nga créé kuréel bi ak lan moo la ci poussé. voilà ça fait à peu près 5 à 6 ans amoon naa jabar bu nekk soviétique
moom daal daf ma indi problème au temps du parti socialiste ñu jox ko bourse dans les lieux du mariage jox ko bourse man police bi di ma sonal je dis mais fii fu ma nekk man xanaa man je suis sénégalais. police di la sonal si lan. ci ban fànn. que man damay indi problème suma jabar dem takk benn italien mu am bourse fii à l'ambassade d'Italie. dégguma de sama jabar dem takk benn italien. maanaam sëy benn italien. waaw sëy benn dans le truc de on n'a même pas prononcé le divorce. ñu jox ko bourse. Sénégal gii la jógee. fii elle avait une nationalité sénégalaise russe la soviétique la mu am dafa nekkoon architecte gars yi ëpp ma doole. ñu indi ma haute sécurité de l'État jusque même benn bés wax dëgg ku defar affaire bi président Abdou Diouf la. j'ai dit man xanaa nekkuma suma réew. mais alors jusqu'à présent dafa jël tous les biens yóbbu ko Italie. ma bind ambassade bi jusqu'à présent tontuma su ma defee nii ñu yóbbu ma police. mais dëkk bi dafa doy waar. c'est à cause ça ma xool j'ai dit mais kii. mu may dóor sans la du ma laal. violence morale la daal. morale et puis moom les hommes qui étaient au pouvoir du parti socialiste jox ko doole. ministre de l'intérieur ma bëgguma wax turam. wax ma voilà écoute parce que bàyyil femme bi mu joxaat la beneen femme tubaab. mais yow yaa may saaga. bàyyi sa jabar ma jox la keneen. keneen. saak. doole. alors c'est à cause de ça que je dis man dinaa def association des maris battus. jar na ko. voilà le problème. foofu la génne. Et jusqu'à présent. des maires maa ngi soo xamee Macky Sall nga daal ñu jëmbale ma indi suma mes biens. anamu. Italie. xanaa boo ñëwee suñu parti. mais maintenant man dëkk bi dafa doy waar. parti socialiste dafa doy waar. mais bëgguma attaquer parti yi. mais nu waxante dëgg. d'accord sama beneen laaj mooy ndax bi nga sosee kuréel beeg léegi am na ay góor yu la mos a seet si wax ne seen soxna da leen di fitnaal. là mon frère bare na. bare na gis naa benn sëriñ même dafa ma ne pasteur gars yi dañuy defe ne ay caaxaan la. mais yow dangay wax dëgg. mu yëkkati chemisam. gis mu femme bi daf ko kàcciri. dóor ko bu ëpp naa mu ne te sëriñ la. non man catholique la mais suma xarit la. tu sais am na affaire yi kenn du ko wax. mais tout dernièrement am na benn journal mu génne lii. du man maa ko inventé. joxal Louis mu lire. Les misères des maris battus. Et vous tournez la page vous allez voir. non toogal dana kii waa toogal. continuer rek après bu ñëw moom dana ko lire waaw. maanaam pour wane ne réalité la. mais réalité la koy dund yaa ngi ay réalité la. maintenant pour nu saafara loolu. comme am na ay ustaas am na ay labbe nu toog waxtaan affaire famille. ministère de la famille xoolal ministère de la famille. on dit ministère de la femme. de la famille et du genre. mais ministère bi day def ay formation rek pour que pouvoir bi gagner. loolu laa gis. mais est-ce que ministère de la femme et de la famille et du genre dimbali la non. on politise ça. or que ministère bi war na def ay une véritable politique sociale envers les familles. nu waxtaan ñu toog di waxtaan ak famille yi. ba fitna bañ a am seen. voilà et en plus de ça nga takk 5 6 jabar. wax dëgg. ngeen bugg leen yemale. doy na waar. déjà benn jigéen si kër rek. problème la. nga bëgg a takk 4 5 femmes. est-ce que loolu. peut-être ñu wax musulmans yi duñ ko def. mais est-ce que nit. mun na yemale 4 femmes ou 5 femmes ci kër. d'accord ce n'est pas possible. léegi ci biir loolu noonu maanaam bi nga ko tàmbaleeg léegi. waaw yow gis nga ne sa kuréel bi am na lu mu jur pour saafara loolu. waaw wala ba léegi yow da ngeen toll rek ci théorie mais amagul pratique boo xam ne bu concret la bu ñu teg loxo. tu sais association bi dama ko sànni
damay liggéey ay association yi jigéen ñi ñuy waxtaan maintenant damay wax ak association famille waaye yow dimbali sa jëkkër maintenant jëkkër yi ak jigéen yi ñuy commencé di waxante mais ngeen takk jabar premier jour mariage elle est bien et tout mais après su elle reste 15 ans 16 ans nga teg ko comme pot de fleurs c'est pas possible il faut que femme bi am tresse comme l'homme il faut que il faut mu am dialogue entre jëkkër ak jabar c'est ça qui nous manque une véritable politique sociale mais tu vois dangay gis ay doom musuñu wax ak seen papa dañuy tiit wax ak seen papa mais c'est réel maintenant yéen ustaas yi ak labbe yi yéen jóg mu commencé waxtaan ak ministère de la famille man laaj naa ko audience nu ko waxtaan d'accord léegi est-ce que mos nga gis cas boo xam ne góor ni bu weesoo kooku nga wax dafa ñëw war la fuñ ko dóor est-ce que am na koo gis nga xam ne cas réel la soxnaam moo ko dóor physiquement nii man gis naa ko Casamance benn femme teg comment on appelle ça eau chaude ndox bu tàng sotti ko si jëkkër ça c'est lu ëpp na dóor parce que simplement jalousie elle n'a pas compris que jëkkër bi deful dara déet est-ce que amul fo non parce que dafa demoon ci jigéen ak tu sais am na ay jigéen dafa fort jigéen xelam si tey jigéen yi yëpp manko mu wàcce Macky Sall jël pouvoir bi tout de suite mais heureusement jabootu jigéen elle se comprend pas mais jigéen xelam dafa day nàcc c'est ce que je veux t'expliquer donc moom xaritu femme bi jabar bi dafa bëggoon jëkkër bi di ñëw di fen di rambaaj jëkkër bi ñëw liggéey rek mu sot mais il y a plein de jalousie loolu moo koy indi il faut tey mu waxtaan ak suñu jigéen maanaam bëri na góor ñuy dund violence te ci jël ndox mu tàng wala acide gaañ leen te ci fiiraangeeg yu mel noonu koy indi je vais vous poser une question waaw yow soo nekkee président de la République kii sa jabar la qu'est-ce qu'on va dire première dame d'accord non soo amee 4 femmes mu waa premier deuxième troisième quatrième mais kii su mu nekkee président yow qu'est-ce qu'on va t'appeler premier homme est-ce que am or que il y a des femmes qui sont chefs d'État mais tellement que góor yi dañuy ragal jigéen ñi il faut nu waxtaan ak jigéen ñi est-ce que vous m'avez bien compris yow tu étais président de la République qui elle est la première dame mais celle-là si elle est président de la République toi tu n'es rien du tout est-ce que tu comprends c'est là où il y a un problème maanaam da nga gis ne daal dañoo favoriser jigéen ñi ci kaw góor ñi mais ça c'est sûr même financement yi demal si financement yi ñuy wax que et puis Sénégal dafa jàmbik tey suñu waxee ñuy financer góor yi ñuy wax que dañuy jël xaalis bi pour ay takk ay jabar c'est faux il y a pas de preuve mais jigéen ñi ñoo gën a mun a dimbalante tey Macky Sall muy financer mouvement famille lu tax dafa bëgg a jël pouvoir bi c'est tout à fait normal yeneen ni aussi maanaam da nga gis ne loolu mooy favoriser jigéen ñi ba ñu dal ci kaw man tey si jigéen ñi nekk ak man tey si jigéen ñi nekk ak man jël naa pouvoir bi tout de suite il faut dire ça waaw loo ci wax nga ne ma ne est-ce que jox pouvoir jigéen day tax jigéen du sëy ça n'a rien à voir non bu ma ko déggee est-ce que dañ leen a jox pouvoir bu ëpp ba tax ngeen am sañ-sañ sañ a violence def violence je veux dire attends vous m'avez pas compris celui-là est votre mari il est président de la République automatiquement vous avez un budget et tout vous êtes la première dame tu es d'accord avec moi mais toi si tu étais président de la République ton mari il n'a rien même s'il n'a pas de titre on va l'appeler le premier homme non même su fekkee ne joxuñu ko tour mais il a les mêmes privilèges mais attends non il n'a même pas de privilèges on ne parle même pas de lui non si on a vu non attends on a vu quoi donnez-moi des preuves il y a des pays où il y a des présidents de la République quel pays bëri na non attends moi je donne le titre Ellen Johnson Charlie est-ce qu'on a dit son mari premier homme ouais mais il a les mêmes privilèges son mari est quoi dans ce pays-là tu sais moi aujourd'hui je dis que première dame ça veut rien dire. première dame ça veut rien dire. premier homme la wax déggoo. premier homme bu jëkkëram nekkee jabaram nekkee président mooy
premier homme ak première dame tour le titre la wax la rek. Non, c'est pas un titre. Attends, c'est un titre. Attends, d'accord, c'est un titre. Ah. Mais même si on dit pas premier homme, parce que peut-être que c'est très gauche. Mais l'époux de Ellen Johnson Sirleaf, il a les mêmes privilèges qu'une première dame. Non, première homme, madame, pour me gagner l'air, c'est ça, première dame, il faut un cabinet. Ah oui. Nous n'est qu'une docteur. Mais premier homme, nous sommes dit quoi, comme les jabaram n'est que le président. Même nous avons bien le bureau, du coup, oui, premier homme. Beaucoup de ça. Premier homme, nous avons non, nous avons cette de la Hamilton. D'accord, amul titre nominatif, bien qu'on qui moi lit, mais il a les mêmes privilèges, c'est sauf. Tu me dis, Ellen Johnson, le mari n'a pas de fonction. Donnez-moi des preuves. Mais une femme, aujourd'hui, première dame, aujourd'hui, une première dame qui a toutes les fonctions, qui a un cabinet, qui a un budget et tout. Il faut une fonction. Madame li teñ ko wax moy dafa bëgg wone bu mako déggé ma ngi ñëw ci yow bu mako déggé lim bëgg wone manam buñ falé ben président Macky Sall ñu né Mariam Faye moy première dame tay bu Mariam Faye nekkon président duñ woyé président Macky Sall premier homme comprendre na dox ko bureau comme li nga xamné mom la Mariam Faye am du ko am manam mu né la nak aduna bi yépp lolo fi nek manam loolu limay déggé ci waxam est-ce que du dañoo jox jigéen ñi pouvoir bu tax ñu sañ a yëkkati loxo jëmee ko ci góor wala ñu koy ben exemple boo xam ne ñu koy dund jox ben exemple yoo xam ne ñu koy dund suñu biir dëkk mu am góor yi di am privilège ambassadeurs yi ambassadrices yi nekk ci Sénégal nekk ci yenn dëkk seen jëkkër di ñu am salaire. Non mais ça c'est tout nouveau. Non mais non c'est pas tout nouveau. Attends je t'explique. Wa xaaral mais am na awal amul. léegi seen jabar yi nag seen jabar yi. Oui mais am na. seen jabar yi ñooy liggéey. seen jabar yi nag. waaw seen jabar yi ñu ngi liggéey. ñi ci nekk ambassadeur seen jabar yi dañuy am salaire. Ouais, exactement. Non, joxe go preuve bu ñu lay y a eu ambassadeur, moi je dis kilifa. Président. Mais non, dafa bëgg wax ne xam nga président non ne ko aw ma exemple rek. privilège, même privilège. Madame, tey aujourd'hui d'accord, léegi lire le journal boobu léegi. Tu seras la deuxième femme. Deuxième dame. D'accord. D'accord. léegi ma ñëw ci Mère Thiam léegi journal boobu nga liiral ñu ko bu baax pour ñu xam après violence boobu ñuy wax lan la. dégg nga tonton Sarr la li mu indi. muy loo xam ne nag xoromu na ci boo déggee benn association mari battu ñi door seen i jëkkër. am na tey ko toog seetaan ñi naan ñuy dóor seen moom day yéemu ci yàlla. li muy njëkk wax mooy góor nan lay toogee seetaan ba jigéen di ko dóor. te am na jigéen ñoo xam ne nag dañoo jàng judoka karatéka yëpp looy wax ci loolu. jërëjëf Oustaz Matar ma remercié même bu dul sax doon ni. am na wax yoo xam ne sax ci néeg borom néeg bi day yàq ni bët sëjë ba mu dem. ndax nekk ak sa jëkkër ci néeg tekki woo dara. mooloo ma dara. doo dara. c'est sûr xanaa gisoo ñoom diw sa dund gi dee sax ko gën. cim dafa may doo góor su ma xamoon lii du ma seeg yow ñi ma doon bëgg bëri nañ waaye sam papa ma toon dugal ma si yow ndax mbokkam nga te tekki woo dara fukki junni sax mënoo ma ko may par weer boo defee añaree rek ndekki defa ne yaaray gaynde gi loolu rek abattre na góor. est-ce que du violence boobu moo am ci société bi mais dóor ma ne loolu sax a gën a loolu dóor sax a gën may ma xool man dóor sax arrêt moo gën loolu yëpp. Ça c'est vrai. ndax góor rek ngeen nekk ci néeg 9 heures tëdd rek jot mu war a bànneex war a kii cim xool ko ba ko jéppee mënta wax dara si guddi gi day yàkkamti bët set jot ba mu daw waaye li mu wax ci affaire dame tout un grand homme y a une grande dame te loolu yàlla moo ñu ko jagleel. lii la yàlla dogal. te dégg naa autant ñun jigéen ñi amuñu woon kàddu suñ juddoo ñu rey ñu duñu suñu bàyyi dee duñ doon yàlla nag moo ñu teral tout un grand homme y a une grande dame. moo tax président ñuy wax Marième Faye Sall première dame bu man su ma nekkoon président dañ naa rek Sall fa seet mooy jëkkër doo ñu am benn tour un grand homme sax àndul une grande dame moo ànd loolu la yàlla jagleel ngeen nangu. benn mu ngi noonu voilà mais parenthèse waxuma Macky Sall je dis tous les présidents. waaw tous les présidents. tous les présidents. mais moom laay wax c'est la première dame. waaw. tu es contre. contre affaire première dame. waaw moo tax mais loolu nag loolu yàlla dogal na. non mais ça peut changer non yàlla lu tax premier homme amul lay wax loolu foofu lay waxee loolu. kii moom premier homme amul. madame comment tu dis yàlla waxul loolu. yàlla waxul loolu. mais yàlla moo ko dogal. première dame deuxième dame yàlla waxu ko. nit ñi ñoo koy wax ñu waxante dëgg. oustaz yaa ngi fi. yàlla wax na am première dame deuxième dame. mais oustaz dara ñëw. fa seet ñun ay nasaraan ngeen nasaraan ñu fi indi ay première dame
ñu fi indi émancipation de la femme ñu fi indi lépp mais bu ñu bàyyi woon suñu diine rek ñu duñu xam yooyu yëpp yéen a fi indi yooyu yëpp moo tax mu tuddee waat seen kaw moo tax sa sonn sootu dem yoonam mais attends mais diine bi attention diine bi nu waxande si diine laaj ma man ci diine laaj ma man bon voilà diine il y a la religion catholique chrétienne diine la religion musulmane diine la mais tous ces dîners là sont venus vers nous dans l'Afrique noire parce que avant on avait l'Africain on n'avait pas de dîner ñu waxante dëgg alors yow yaa may wax lii ak lii nasaraan et tout mais wax ma mu nee yore ñeenti jaw ndax loolu nit normal wax nga ma loo ci wax am de mais waaw et puis mun naa la répondre mais ñun non loolu beneen débat la je dis psychologiquement c'est difficile parce que même dans la religion musulmane on te dit tu peux marier jusqu'à 4 femmes mais chez les femmes là tu dois les mettre tous au même point d'égalité tu peux pas le faire même tes enfants d'accord loolu wala tastati'u an ta'dilu bayna an-nisaa walaw harastum loolu moom yàlla moom mi maye ñeenti am na lu mu ci wax mais Louise ñu ñëw ak Louise balaa ñoo ñëw ci Oustaz journal boobu laas la da waaw laas la woon ban numéro la yàgg na de waaw moom lim titré noonu yéeme na di lu mu wax noonu ci titre les misères des maris battus donc si biir mu def violence faite aux hommes surexploitation ou évitement sexuel paroles blessantes abandon maanaam tekkil ñu waaw surexploitation si lal bi non mais évitement sexuel bi mooy sa jëkkër laat la sa bopp nga bañ loolu forme de violence maanaam li nga njëkk a wax dañuy soxla trop seen borom kër yi ci lal bi loolu il y a une parenthèse qui le dit là loolu violence ndax jalousie non waaw bu na nekk violence tamit de dañuy soxla seen ndax surexploitation ndax jalousie ndax jalousie waaw ko firee yow waaw am na ñu koy def waaw mais bu ko defee rek lu tax nga ne par jalousie dafa wax lu am solo lu tax nga ne par jalousie parce que dañ naan sama jëkk dem na voilà ban heure mu ñëw su ñëwee mu ma koy mu bañ kon yaa quelque chose su bëri gis naa loolu Oustaz Makhtar góor yi tamit fu leen sa jabar fëggee góor dëgg fu la sa jabar fëggee war ngaa wuyu mais turu la wax waaw non mais est-ce que loolu du violence waaw non mais boo yow woo rek lee nekk ci moom kese wax dëgg yàlla saa yu la fëggee di nga ubbi ça chaque jour waaw chaque jour c'est pas possible waaw baax na santé bi possible ban santé lu si nekk mais léegi nag loolu mooy violence bi ñu wax yow confirmé nga ko confirmé nga ko c'est-à-dire violence bi ñu wax xam nga yéen si diine da ngeen di naan xam nga diine dañuy naan sa jabar warulaa soxla nga bañ du loolu ñuy wax vice versa tamit waaw léegi kon nag ana violence bi foofu non diine waxul vice versa bi ñun ñoo koy faral di wax ne beneen côté bi tamit góor yéen da ngeen ne góor yi rek c'est-à-dire lii jigéen du góor tamit il faut nga comprendre loolu jigéen lim attan góor attan na ko waaw ak fii daal kii jël ak kii joxe est-ce que benn avance di nga sëgg bëre Oustaz Makhtar te bu la fëggee di nga wuyu mais moom mi ngi confirmer kon li journal bi wax violence maanaam moom léegi heure bu ñu la soxlaa ma ne côté bii de jalousie parce que jigéen bi day defe ne même soo ñëwee booru 10 heures non téel journal bi kay am na loo ci war a traduire loolu kay maintenant femme bi day defe ne que yow da nga dem si beneen femme mu ne la non maintenant tey di ma ba si kawe tabax ba si kawe yow doo ko mun mu forcé la tabax ba ci kawe tabax ba mu kaw raax ba ci kaw voilà raax donc loolu jëkkër bi du ko mun waaw loolu parce que femme bi day defe ne que jëkkër bi su ma génnee si kër gi rek. def na dara def na dégâts. ça existe. waaw léegi boobu d'accord naa léegi maa évitement sexuel bi nag léegi nag. évitement bi nag. mais évitement dafa bind évitement sexuel. mais évitement ça existe aussi. mais loolu violence kenn moo ko def violence mooy bañ bi sa jabar soxla la nga bañ. non xam nga wax nañ sur exploitation bi léegi ba pare. non sa lan soxla la. sa jabar soxla jëkkër maanaam violence bi muy wax mari batti la wax. mari batti la léegi jigéen ñi ñooy soxla. loolu la wax ci journal non titre bi su ma ko déggee sa jëkkër jëkkër soxla la nga bañ lay doon. mën na ne non fii moom. non sa jëkkër soxla la ndax titre journal bi la ñuy wax. mooy jigéen ñi nga xam ne ñooy fitnaal seen i borom kër. exactement. waaw sa jëkkër soxla la nga bañ lay wax. waaw léegi kon d'accord léegi ne ngeen ne. sa soxna waaw d'accord léegi wax ngeen fi yéen a ngi contredire seen bopp de. léegi wax ngeen ne jëkkër ji du ko mën chaque jour. léegi tamit est-ce que mënoo leen comprendre des fois jabar ji jëkkër ji soxla ko mu nekkul ci jour am wala nekkul en forme mu bañ. non am na koo xam ne nii bañ gi nekkul dafa ko mënul. mais chantage la. Tabaski gaa ngi jot xottiloo ma sama yére bi ma woon
mais doo ma mën a am. léegi yéen beneen façon bi côté bi chantage la côté bee. guerre bu ne am na. non nekkuñ ci thème bële il faut que tamit thème bi maanaam titre thème bi lañ nekk tamit. guerre bu ne am na semaine passée ñu ngi woon ci góor ñi léegi il faut que tamit ngeen jël seen responsabilité. guerre bu ne am na ñi ngi wax góor ñi ñuy fitnaal bu leen jël tourné waat bal bi ci jigéen ñi ñuy fitnaal. féministe tuuti mais d'accord bi pas ma accordé leen. Oustaz Matar li wax dëgg la am problème moo d'accord léegi jigéen buy tere boppam jëkkëram. très sincèrement c'est pas bien. man li may wax ci mari bu bi jotee nag nga ko tee ndax mu jox ma ñu 5 ma desner. waaw man gis naa Oustaz Makhtar am na benn jigéen bu mu mos a woo ci benn thème bu mu mosoon def fii ne moom jëkkëram du ko jox dara mënul day mën a génn taxaw ci buntu kër gi jox ay xaalis moom mi ngi toog ci biir kër gi du ko jox dara du ko bàyyi lu mu lekk du mu bàyyi doomam lu mu lekk mais bu ko jëkkëram soxlawee ci la loolu mën a amee xaalis ndax ci heure boobu la koy laaj xaalis mu jox ko man ci sama wàllu bopp ñu baal ma ci kàddu bi mais bu ma ko waxee dama ne ko loolu prostitution la parce que bu fekkee dañ lay fay pour loolu yow ñu nekk ci mbedd bi di jaay seen bopp yéen a yem ci sama xalaatu bopp. maanaam moom période boobu rek la mën a profité pour am dara ci jëkkër ba am dara ci jëkkëram ndax période boobu rek la parce que jëkkëram am na côté ragal am na dëgër xolam dëgër na mais nee na du mooy jëkkëram du mooy donc dina soxla jabaram léegi moom période bu ko jabaram di soxla. ci la koy chantage ne ko ba ma joxul lii du ma nekk ak yow tey. ah kon nga am na fulla te lu mu ko laaj mu jox ko. merci am na xale bu jigéen boobu ko am fulla la. xam nga moo tax nag gis nga jigéen jëkkër ak jabar lu am rek am na lu ko waral kooku man personnellement maa ngi naan dafay jaay boppam te baaxul mais boo xoolee tamit mi ngi régler problème am est-ce que kooku dañ koy boole ci mari battu yi ndax deful li ko war ci yoon ci beneen anam la koy defee kooku war nañ ko boole ci mari battu yi waaw après tonton dana ci dikk du mari battu léegi man beneen aspect bi mu bëggoon wax mooy gis nga tey boo demoon camp pénal fu ñu denc jigéen ñu bëri seen jëkkër ñoo leen fa yóbbu ci lan ci fiiraange rek lu mu doon wax sànq xëpp ndox bu tàng yi dagg wala jam seen aw yàlla waa yàlla jëkkër nu ñu koy waxee waa yàlla jëkkër yi tuux seen jëkkër yi aset soode seen jëkkër yi empoisonné seen jëkkër yi maa ngi dégg am na benn léeb bu mag yi doon def faral di def ñu ne benn góor dafa jëndaloon jabaram oto ñëw fekk ko si biir kër gi ne ko ah tey de indi utal naa la rek takkal naa la ñaareel génnal nga xool ko xale bi jigéen bi ëllëg mu dem génn xool ba pare mu dugg ci waañ bi tàngal ndox bu tàng sotti ko jëkkëram xam nga lu ma la wax ndekete du wujju jigéen oto lu ko indiloon pour neexal ko doo ko consommé oto kay wujj la waaw li muy consommé doo ko consommé yàlla bu muy oto bu màgg oto wujj la donc di oto yi jigéen itam nañ dal te xam ne yow boo nanguwee sëy ci ak jullit nangu sëy ci polygamie wax dëgg yàlla du ngor sax ñu takk la wujju nga mer violence verbale bi tamit moo gën a métti man pour man violence verbale moo gën a métti violence physique ndax wax bu ñaaw moom moo gën a mën dagg xol ngay xool ku ci mel ni man am ñu bëri ñoo xam ne mënuñu gobee insulte mënuñu gobee saaga tu comprends nga tiim nit di ko saaga nga tiim nit di ko wax loo xam ne neexu ko te mu bir na lii neexu ko moo gën a métti ay dóor yéen génération caapa ñaama bi jamonoy WhatsApp ngeen toll bien sûr violence bi nekk ci audio yi moo sama jëkkër ji ne moom a nangam maanaam loo fanaanoog sa jëkkër boo yeewoo WhatsApp ko sa xarit waxal ak sa génération bi ci loolu du yoon du sutura c'est comme si ñëpp dañuy naan say sutura la say kuy sëy da ngay am bàmmeelu biir donc boo amul bàmmeelu loolu li may wax rek gis nga kii nettali sa sëy du baax muy xarit muy mbokk kuy nettali sa sëy ku nekk sa sëy du baax loolu moom jigéen bu ko def credo di nga avancé te mais góor ñu bëri nga am naqar te loolu leen ko yóbbee da ngay toog gis sa jabar publier ci Facebook bi naan sama problème ak sama jëkkër nangam mu xam ne yow la lépp lu ngeen am ci problème mu tasaare ko ci seen groupe WhatsApp yooyu ngeen xewal yéen jigéen ñi. waaw dëgg la loolu moom am na moom. waaw am na c'est déplorable mais tamit góor yaa ngi fi tamit ñàkk tey seen. bu ma wax góor yaa ngi fi jigéen ñi laa la wax. seen groupe WhatsApp yi ngeen di nekk seen groupe Facebook yi ngeen di nekk problème bu ngeen am yóbbu ko fa. ak seen i jëkkër violence boobu tamit il faut ñu waxtaan ci tamit. mais foo gis ñu baax ñu bon ñu baax yaa ngi ci wet bi toog te kenn déggu leen. d'accord waaw donc nag ñuy xaw ma ñu koy waxee ci wolof ñuy raas démb ak ñuy xaw ma leen. ñuy gàmm ak ñuy raas démb d'accord ma ñëw ci Oustaz Daouda ñu fàttali ne borom xam-xam la gëstukat la. yàlla dogal na jamono yi mi ngi nekk Maroc am benn formation boo xam ne nii buur bi moo ko initié pour former ay imam rawatina ci madhabu Malik muy ngir mi borom sunu kilifa diine yi nekkoon ci Sénégal tànnoon moom bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu sélectionné.
mu dem ci formation ba mu ñëw jamono yi nag vacances waaye laataa muy dem ci lu mel nii la nekkoon invité na ma rajo bu mel ni Al Bayaan daan fa def émission macha allah ñu sant ko gërëm ko bu baax ci wuy si bi Oustaz Daouda thème bi li nga dégg ñu jot ko fi waxtaane yëpp lan nga ciy jàngatee mais thème bi mooy borom kër yi nga xam ne seeni soxna ñu ngi leen di fitnaal ba dem ba yegg ci dóor waaye mu gën a yaatu fitnaal ci làmmiñ ci ay geste ci doxalin waaw kay Oustaz balaa may ñëw directement ci wax ji dañuy jàngat ci ginnaaw tuuti baat bi ñu borom bi jox xam nga tey borom bi bu nee la demal ci magasin ba nga différent mbàjj nag ñaa nga fa nga seet mbàjj bi la gënal nga jël ko nga dem fekk mbàjj yu baax yi fii yu bees yaa ngi nii yu kii yu màgget yaa ngi nii donc yu fënd yi tamit yu tilim yi yëpp ña nga fa nga dem ni ciix bu pënd yaakaar naa foofu sa responsabilité bopp la te borom bi loolu la wax dana la demal ci magasin bi mbàjj yaa ngi fa nga jël bu la neex nga indi fankixu maa taaba lakum ko kon daf la bàyyi ak sa sago magasin baa ngoog seetal mbàjj mu la gënal nga jël maa taaba lakum seetal mbàjj mu la neex nga jël foofu mu utiliser baat bi verbe la foofu muy taaba soo demee ci fi mu ko utiliser comme nom mu def ba pare def ko pluriel at-tayyibaatu les plaisirs de la table at-tayyibaat c'est ko plaisir de la table mooy mari mu ne at-tayyibuuna li tayyibaat yi ma tudd léegi nii muy kon su fekkee ni jigéen su ko jëkkëram gisee bég kon du àgg fi Foster wax léegi nii jabar mu ngi koy wax ci beneen aaya bi pour bu jëkkëram ñëwee mu mën ko dalal ni taskunu ilayha baat boobu sax ci la ñu jëlee résidence muy sakkan donc foo xam ne ni bu góor ñëwee fu muy noppaloo est-ce que jigéen ji ngay jël nga xam ne dañ la ko tànnloo mu war a nekk koo xam ne nii moo lay noppal kon gis nga amee jàmm fooy dalee fooy féexee ngoog fooy sa xol di seddee waaw kay loolu la ko yàlla tuddee noonu la ko yàlla tuddee sa àjjana am na koy kaas ci suuf de naan yéen daal yéen rek sa àjjana mooy kon ñu ñooy seen àjjana ngoog c'est sûr xam nga li seen Cheikh wax ne nit dana dund fii ci àjjana te demagul fële waaw waaw loolu am na nit dana dund fii àjjana te demagul fële mooy day fekk voie bi ñu la tracé nga jël ko waaw parce que ba mu nee la demal seet mbàjj mu la neex nga jël boo demee jël bu màggat bu fuseer boo ko sàngoo sëqat boo faw nga sëqat te boo deewul war ngaa sant yàlla aussi yàlla boo asma nag waaw mu ngoog kon gis nga choix bi foofu léegi responsabilité bi dëgg la nit ñi mën nañ la jox kii nag mais première kii bi yow yaa def tort d'abord maanaam su ma la déggee daal mooy ñii dóoree dañ leen a tànn loolu rek la su ma firee sa wax loolu maanaam góor ñee tànn jabar juy dóore loolu rek la ndax gis nga fi ñu dul dóore nga bàyyi leen fi dem jël kuy dóore loolu rek la loolu donc kon soo ñëwee ci kii bi loolu lay wax beneen bi mooy li sang bi wax ci ne manque de communication bi waaw force mu am parce que dañ wax ne ñaari contraire du ñu ànd waaw su fekkee da nga nekk ku baax boo àndee sa safaan du sotti il faut que ñaar ñoo xam ne nii ñoo bokk benn nature ñoom ñooy mën ànd pour fi ñu bëgg a àgg ñu mën fa àgg. am na ko yónnee laaj ci loolu nga wax ñaar ñu bokk est-ce que jamono yi nga xam ne moom ngay tànn mën ngaa ràññee kooku nga xam ne boo ko jëlee mu fitna lam déet ndax léeg-léeg daf lay nëbbu jikkoom. si waaw kay kooku tamit say un aqar. ba mu nee la maataabalakum rek. kooku yaa ngi ubbi sa bët di gis di fii kenn demagul jàpp soxna si rek ne ko yow kat dama laa bëgg rek ñu ne accakaan dem ci parents yi. waxtaan ngeen. mooy xit ba moom am na waxtaan nga ak ndaw si mu wax la boppam lii nangam ngeen dox ba mu wér la ne kii doy na la d'abord mais ci biir loolu aussi tamit war nga jàngat ki ngay jël moo taxoon mu ne la at-tayyibuuna li tayyibaati pour kon foofu yow bu fekkee ne identifié woo ndaw si
wala nga gis ci moom parce que kenn ku ci nekk aussi ak li la rey ci ndaw si la ci nga jël. mais jikko dëgg du feeñ ci labat xam nga. d'accord naa ba tey. loolu tax ma ne ko loolu say un aqar leneen la. la ne ko loolu leneen la. mais kenn ku nekk bi ngay jël soxna. maanaam am na loo gis lu tey sa xel nga nëbbu ko. ndax bëgg nga. bëgg gi nga gën a jiital ci nga gis genn yabaate koo xam ne xëy na mi ngi ci moom. waaye yow sa mbëggeel tax na nga nëbb loolu. maanaam ndaw si mos ngeen a ànd benn bis. am lu gaar mu def benn réaction boo xam ne nii. kii yaruwut xam nga ne kii réaction bi du yëfu nit. non waaye nga ñëw ne non garaawul non bàyyi leen ko nangam. dina très bien yow yaa ko ci nëppoon dina ko yaraat waaw. gis nga ko. kon dafa nëpp da nga ko nëppal loo xam ne nii. bi mu ñëwee sa kër moom la day feeñ si. donc loolu moo indi kii bii. waaw pour gagner temps lan ngay wax ñi nga xam ne ñooy ay soxna di fitnaal seeni borom kër lan nga leen di wax. waaw maa ngi ciy ñëw ci ñaari kàddu rek benn minute kon ci li mu wax al adlu ak i'tidaal dafa am adlu am i'tidaal gis nga maandu ak yemale duñu benn yàlla dafa bëgg ñun ñu maandu ci diggante soxna yi waaye waxuñu yemale leen maanaam yaa ngi tontu question bi waaw kay ci ñeent soxna yi waaw kay ci ñeent soxna yi yàlla dafa bëgg ñu maandu ci seen diggante mais bu dee ci suñu wàllu kër moom yàlla ñu ko njëkk a dàqal walan tastati'u an ta'dilu bayna nisaa wala xarastum mu ngoog dégg wala tamilu kullal mayli gis nga ko fa tazaruha kal mu'allaq kon gis nga ni kon yàlla moom moo njëkk a dégagé loolu mënul nekk mais yemale bi la soxla parce que maa ngi koy dégg sax ci benn oustaz bu ko wax mu ne dafa am benn waay bu am ñaari soxna kenn ki xëy na 2 mètres lay mesurer kenn ki 1 mètre donc waaw ah kenn ki comme Louis dañuy tooñ donc nee na bu dem jëndal Louis li ko jot jëndal kële li ko jot waaw mayti lu ko jot Louis ne pourquoi moom mayti tolloo la wuñu dañu war a tolloo waaw dañu war a tolloo te maytee ko ëpp donc moom it mu ne garaaw dem marché dem jënd daal yoo xam ne nii ci mayti la toll indi jox Louis mi ne ko lii nag mi ne ko yaa wax ne naa tollale di parce que daal yi gannaaw ñoo tolloo ci yére bi gën a dama naa tollale waaw kon daal yi mooy mu laa jëndal mayti kon yow it Louis jëlal kon bu du aspect boobu léegi nag jigéen ñi dafa am lu manqué ci suuf parce que bul fàtte oustaz wàllu yar ci l'islam jigéen ñi la ko yàlla sant yaay yi ñoom ñoo war a yar moo tax ñu tuddee leen ay madrasa comme nag yar bi dafa manqué ci suuf loolu moo indi violence yi di am maa ngi koy dégg ci ba tey ci benn oustaz parce que gisaguma xiisa bi mais comme dégg naa ko nag ci oustaz bu ko wax mu ne dafa am ci ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu am doom mu ñëw ne ko ñaanal ma ci sama doom ji mi ne ko tardé nga mu ne ko lu tax mi ne ko bi nga ko utalagutoon yaay nga waroon a ñëw kon gis nga yaay dafa am solo ko defee jigéen tamit xam ne moom la ñu dénk yar ak ni yar toll yàlla dénk ko góor ndax xam ne ni góor amul jotu toog jigéen moo am jotu toog gérer njabootam mu ne ko yow laa dénk yar ay temps te it yaa ëpp ay temps waaw ba tey parce que même bu njëkk bu defee ne liggéey amutoon de bu njëkk bu defee ne liggéey amutoon ñaari góor yi yaa fus de góor yi toog seen kër na yes pour góor ñi d'accord ak i góoram waaw kay ak i góoram donc kon bu yàlla jëlee yar jox ko jigéen ñi ne leen nanu yar donc jigéen kon na xam ne auteur bi ko yàlla yóbbu yarkat dafa war nekk koo xam ne nii ku ñuy xool ci moom royukaay lay doon yarkat warul doon dóoraatekat buy dóor jëkkër ci war a yar doom mu ngoog parce que wa jaala baynakum mawadda wa rahma koo xam ne cofeel ak yërmande moo war a nekk ci yow ci liggéey foofu karwaas waru fa am foofu karwaas xaju fa donc kon jigéen ñi nañu xam ne ñoom ay yarkat lan dafa am benn éducatrice ngeen koy wax de ndeysaan bu am ay élèves bis nag ñu génn dem defi sortie bi ñu demee ci sortie ba mu sol mini te loolu wanewu ko woon ci classe bi bi ñu demee nag ndeysaan am ci xale boo xam ne ci moom la doon copie ci yarkat bu jigéen boobu la doon copie bi mu dem moom mu yendoo koo jooy bi mu àggee wax yaayam ne ko lan ngay jooy ak lu la dal mu ne ko sama seetu moo toj seetu moo toj mu ne ko mu firil ko baat bi mu ne ko sama madame lim ma wan ci classe bi ak bi ñu demee fee lam ma wan du benn
kon loolu aussi jigéen ñi nañ ko bàyyi xel. waaw nañ bàyyi xel maanaam yaa ngi gën a insister ci côté yar bi. wane na ñaare lépp fa lay sooxee. foofu lay sooxee mooy ku dem bay fitnaal sa borom kër yenn fitne yi. dafa fekk yaruwoo doo yarekat. doo yarekat bu ñu tënkee sa wax daal. c'est sûr. d'accord naa ci ñëwaat ma ñëw ak tonton Sarr la. mais tonton Charles foog ñu laaj ko ay laaj tonton Charles foog ñu laaj ko ay laaj. waaw acca laaj ko mi ngi nii. waaw moom defe naa tontu la moom. xam nga bu fekkee dañu ne sama jabar daf ma lu tax mu créé association bi. moom dafa ne sama jabar daf ma abandonné dem def bigami dem sëy ak benn góor. mais am na lu ko jiitu mënul jóg rek donc jote wala dara mu dem sëy ak keneen. bourse dañ ko jox bourse. waaw d'accord mais même ci joxe bourse. dañ may jox bourse jote ma ak yow dara ma ñëw rek dem. Attends, du temps du Parti socialiste, je veux pas tout enlever. D'accord. On m'a amené à la haute sécurité de l'État, patati patata. Il y a eu non, ma femme était architecte. Est-ce que tu as déjà tapé Je n'ai jamais tapé une femme. Moussoumodou. Moi, et vous savez, je ne suis pas le seul. Au temps du Parti socialiste, on a pris. Il y a un grand ministre dans le Parti socialiste qui a pris toute une famille, enfants, femmes et tout marié. Il a marié la femme, il a pris les enfants. Je ne veux pas dire son nom, mais le Parti socialiste, c'est bien ce que je suis en train de dire. Donc, il y a la politique politicienne. Oui, mais xam nga am nga ay tuyaux de défense yoo xam ne bu fekkee ne sëy ngeen mën nga ko porter plainte pour bigamie. Mais j'ai tout. Est-ce que da ngeen vous êtes marié à l'église et à la mosquée. À la mairie. À la mairie, à l'église. Mais au temps du Parti socialiste, c'était trop fort. Il faut dire la vérité. Jusqu'à présent, hein, on a fait un jugement sans ma présence. Vous trouvez ça normal? Dans un pays africain, je suis un Africain commun. Et je me base jusqu'à présent pour ça. Maintenant, je félicite Oustache, ce qu'il a dit. Hein? Il y a des côtés où je ne suis pas tellement d'accord avec lui. Parce que la façon dont il parle de l'islam, je respecte l'islam, ça c'est clair. Mais de notre côté, nous, c'est là où il y a un problème. C'est que quand on marie une femme, on le marie à vie. waaw ñu jël ki ci téléphone bi dellu si salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bu baax ñu ngi ziar. naka yi tey. sant yàlla. mbaa yéen a ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. di rafetlu seen émission bi rek. jërëjëf. di leen jaajëf di leen bàyyi xel fu. jërëjëf. di wax ni violence moom daanaka moom baaxul muy góor muy jigéen daanaka képp ku ci violence rek moom naka moom du lu gën daal. te waxtaan moom daanaka lu mënul résoudre moom dana yaakaar naa ne daal violence résoudre ko quoi. góor moom lu muy xoolee ba violence bi daal leen di kontaanee ko ci soxna allo. waaw. ma ne góor lu muy xoolee ba violence di bàyyeekoo ci soxnaam di ñëw ci moom. mu ne. ma ne góor. waaw lu muy xoolee ba violence di bàyyeekoo ci soxnaam di ñëw ci kawam. waaw loolu day nekk comportement ci seen diggante rek parce que nit it luñ ko lu leen wax ni teg nañ ko mu tegoo ko rek moom moo ko gis. loolu en général ci moom lay doon rek mais violence moom yaakaar naa ni moom war mën a ñàkk fépp daal. war na mën a ñàkk fépp daal. waaw doon wax it dama dégg sànq ci suba noonu ci wàllu pomme de terre bi ngeen doon wax affaire yooyu quoi. waaw. waaw di leen wax ni xëy na peut-être léeg-léeg mu xaw a seer ci marché bi ne noonu mais maanaam ngeen reportage it bu ngeen demee ci kenn rek mu leen pomme de terre bi seer na pomme kenn dem ci ma ne pomme de terre bi seer na mën na bañ marché bi yëpp la seer quoi. léeg-léeg produit xam nga ni muy ñëwee lay doon quoi. allo. yow commerçant nga. waaw man commerçant la waaw. prix pomme de terre bi fu mu toll foofu. état yi ñu ngi ci 400. est-ce que 400 seerul. buñ déggee ne ay 250 300 la woon. 400 seerul loolu li ko waral mooy ca kaw lay doon. maanaam pomme de terre bi day yokk ca kaw. mais bu dee carte de Auchan tey jii bu fekkee pomme de terre dem nga mu jaay la kilo 300 wala 150 am na fenn jaay lu cher. wala déet. waaw. tey jii ki nga xam ne da lay jaay di la jaay mbuus bi ngay def bagage yi. xam nga ni kooku bu la nee dama lay wàññi da lay nax rek. boo demee différence prix yu bare ñun dañu am différence ak moom ci marché yi. demal nga la fa poobar lu muy jar nga ñëw ci marché yi. ak yu demee noonu kon donc tey jii loolu commerçant yëpp mën nañ ko tey jii mën nañ la wàññi pomme de terre jaay la ko 300. dañ ci soble ñu jaay la ko kilo téeméer. mais ñun bu ñuy aligné wu dañuy wàññi yëpp dañuy
marché yëpp wàññi soble bi wàññi pomme de terre bi poobar yeeg yu dend yëpp dañ koy jaay prix yu nga xam ni yu tegu ci yoon yu normal la quoi. d'accord. d'accord. mais ki la yokkal fii wàññi la fii boo yaakaar ne daf la yokkal da ngay nax sa bopp. maanaam marketing mi ngi ci biir daal. marketing mi ngi ci biir te actuellement li muy def nii objectif am lay dafa am objectif bi rek mën naa waat ni bu booy nga xam ni commerçant yi yëpp daanu nañu. di nga dem foofu kilo soble 1000 francs force nga jënd ko parce que nit mënoo koy ti lekkoo. waaw moom de. yëpp nit ñi faaw ñu gën ko bàyyi xel quoi il faut nit ñi. maanaam Sénégalais bi mu war weesu ni kii daf may jaay lu moins cher rek il faut Sénégalais bi war weesu foofu quoi parce que nit buy jàppale balaa ngay jàppale étranger da ngay jàppale dëkk. parce que Auchan tey ji bu demee ba am doole ko ñu fay jënd la quoi. mais fii naan dafa cher ci marché yi seerul ci marché yi xëy na ko ter riir yi fi demee noonu rek mais chaque fois moom foo dem moom chaque règle ay exception moom dañ quoi. loolu moom duñ ko bañ quoi ñu ngi leen di kontaane yéen ñëpp di ngi leen di jaajëfal. di leen def seen cër bu baax di leen suñu toll moom ñu ngi leen di seetaan di leen xel bu baax di sant yéen trop ah. jërëjëf merci jërëjëf waaw bu ngeen di insister ci marché yi nu baax la rek quoi dee leen mais bu leen waxee aussi bu baax la rek wala si marché yi. d'accord dee leen waxaale yi nga xam ne marché yi baax la quoi. d'accord jërëjëf merci jërëjëf ah. jërëjëf ñu sant ko waaw. est-ce que dama laaj tonton Charles est-ce que am na ñoo xam ne Sénégal dëkku kersa la góor yi dañu bëri kersa donc ku ci am ku lay dóor sa biir kër sax di nga am gàccew génn ba ñëw si seen association yi fësal sa métier. Bon, tu sais, l'association, vous avez combien de membres? Est-ce que c'est une parce qu'il y a la discrétion. Okay. Moi, je voulais révolutionner quelque chose. Aujourd'hui, si nous avons mari battu, même maintenant en France, ils font des associations de mari battu. Ça vient d'un Sénégalais. Donc aujourd'hui, il faut oser. C'est là où j'admire le président Macky Sall. Il ose faire des choses et il avance. Moi, j'avance. Maintenant, tout le monde, on est dans un pays démocratique. Tout le monde a le droit de créer une association. Mais pourquoi moi, je dis, moi, mari battu? Aujourd'hui, on dit pourquoi je crée une association de mari battu. Je dis que mais lan mooy njëriñ li ndax am na lu muy saafara tamit. Aujourd'hui, créer association baax na am na lu muy saafara. Mais aujourd'hui, est-ce que am na benn cas bu ngeen réglé bu ngeen ko créé? Aujourd'hui, pourquoi vous m'avez invité? Pourquoi vous m'avez invité? C'est que vous voulez connaître et faire connaître les gens qui nous regardent. Donc ça, c'est un avancement. On est d'accord. Aujourd'hui, je vois des familles qui commencent à parler avec leur mari. Je dis à certains maris, de temps en temps, il y a beaucoup de goré et tout. Parce que, mais c'est dans la religion. Week-end et tout. Est-ce que le Sénégalais connaît un week-end? Est-ce que le Sénégalais connaît un congé? Bien sûr. Non, ils ne connaissent pas. Non. Soit les femmes, attends, pardon madame, soit les femmes d'Em, Maroc, autour, des marchandises, ça c'est du commerce. Une famille complète, Djol, Dom, Agjabar, Agyop, Yoboulen par exemple, vers Podor ou quoi, s'asseoir là-bas, rester entre familles. La famille, c'est pas tonton, maman et tout. Il y a un moment, il faut ben nek ak ce Djabar, ak ce Domi. Ça n'existe pas, je ne l'ai pas vu. Comme ça, c'est l'erreur des hommes. C'est les hommes qui ne font pas ça. C'est l'erreur du couple. C'est l'erreur du couple. Moi, quand je dis, et je suis bien oustaz ce qu'il dit, aujourd'hui, Djeker Adjabar, ils doivent parler. C'est eux qui amènent des enfants là-bas. Il faut que les pères de famille puissent talk. Il n'y a pas de voisins et tout. Talk, Wartan. Alors, Ousmane, il y a eu des écoles. Ouais, maman, alors, maman chérie, et tout. Mais ça doit exister. Oui, et ça n'existe pas au Sénégal. C'est les hommes qui ne le font pas. Non. Il y a les hommes et les femmes. Et comme il a dit, je ne sais pas, oustaz et tout, une femme, quand elle vient, souke, je ne sais pas comment on faisait avant là. Déjà ça, même le mari se sent... C'est fini. Agression la maanaam da nga wax lu am solo. violence bi tey bu njëkk ni nga xam ne moom la soxna daan ñëwee tarbiyu borom këram bës tànk ya raxas ko nag mas sa coono mais defatu leen ko da ngeen di ñëw jigéen day ñëw ak pantalon sol sa pantalon mais depuis que jigéen sol ay pantalon kenn xamatul mais fausse dëgg la góor ñi aussi amatuñu jot nga mën ne góor ñi bu duggee seen kër pourquoi ñu nekk ay gaynde romb rek sara dugg ci biir quoi loolu ma loolu daf ma jaaxal
mais parce que yow pourquoi góor yi nekk gay nekk yow day dem sa kër xaar que sa jabar mu lay indi problème même soo ko joxe dépense sax lii rek tu sais que yow soo ñëwee tàllal ko ci sa kanam am seen lu ndaw lii ndaw li cim ñàkk fayda yi mais tu sais que maanaam yaa koy togg ba mu xëy nekk gaynde yaa yar gaynde gi sa biir kër nga toog sa bureau lekk maafe maçon gerte caab ak mburu naan ndox ragal dem sa kër ngoon nga ñëw di ñangal-ñangalu dëkk bi ay ñangal-ñangalu rek te da ñangul kenn ñangalu parce que yàlla moo jox góor ak jigéen ñu sëy mais nu xool si diine yi maanaam su ma la déggee beneen affaire la wuy Mathia ba nga ne ko loo ñangal am na heure boo xam ne doo ñangal de loolu feneen la waxal tax bi xam nga dañuy dem benn mariage ñuy jël parole xam nga duñ jógee si jàkka ji kooku ñu jógee si jàkka ji xam nga ñuy waxante yu baax rek benn oustaz ni fii jigéen du fi jël parole yaa ngi dégg mu mel tey sama doom ma jox ko Louise yor ko bu mu nekkee xale bañ koy may jëkkër man nekkatuma si kër gi léegi ñun bu ñu nekk si may amuñu waxante yu baax ndax Louise mu tey suñu doom oustaz bi ne carrément fii jigéen du fi jël parole te ñu ngi si bâche bi may nag fii yéen du ngeen wax tey fii wetu campagne ñu ngi may dégg ñu ne waaw soxna si oustaz nee na fii tey jigéen du fi wax ma ne ko neen oustaz am na foo xam ne boo ñu rek ñooy wax ñu ne waxtaan bi jeex na maa may loolu keroog heure boobu nag jotaguloon moo tax mun a wax waaye keroog oustaz di wax ne ñi seetaan ci émission bi lañ bokk heure bu leen neexee mën nañoo woote bokk ci waxtaan wi léegi journal bi da nga liiroon benn rek am na yeneen yu desoon non jeex na ñett yooyu la ñett yan benn bi moom surexploitation évitement sexuel exploitation surexploitation mooy d'accord comprendre ak lan waaw voilà évitement sexuel mooy bañ bi tere sa bopp bi tere sa bopp waaw parole blessante mooy wax bu ñaaw bi wax nañ ko non loolu dugg guñ ci woon bu baax kay wax nañ ko wax ju ñaaw ji c'est-à-dire dama mos a fàttaliku ak abandon Kiné Thiam naa koy faral di tooñ lu bari mi ngi Allemagne maa ngi rappelé wu ay 2013 bi ñu nekkee Allemagne ñuy waxtaan mun dafa am sama benn xarit bu jigéen bu ne ma góor lim gën a bañ mooy xam nga sa bopp. kii yow. wax nga dëgg de. mu ne boo ko waxee góor rey nga ko ma jàngataat baat bi ne baat bu doy waar la. ndax dafa làmboo lu bare. xam nga sa bopp. maanaam kàddu gu ñaaw. jigéen di ko yëkkati di ko teg ci borom këram oustaz. mooy li ma wax sànq rek la baat bi la soxna yi déggul. te li maam Cheikh wax ne jot na ñu jàngal jigéen ñi nu ñuy séyee loolu mooy dëgg xam nga biñ ne li taskunu ilayha kàddu dugg na parce que tey soo amee sa gan yee daw li kii doon bëgg ni sa jëkkër wàcc nga daw akolaat ko may ko ndox dalal ko xam nga kooku dèjà lu newoon ci moom ci ay jafe-jafe rek wàññi ko ko parce que ne li taskunu ilayha ci yow la war a dale bu la gisee dafa war a dal yaakaar naa kooku it yar na sa kàddu parce que nijaay ñoom Louis ñi am na yeneen sax yu ñu génnee def naa génne ñoom passé nañu nijaay ay papa série xaw ma ay mama série yooyu noonu dégg nga yooyu ñu génnee donc am na ci solo ci accueil bi kon koo xam ne nii loolu lañ la wax ne la yow yaay war a dalal nit ki ci côté yëpp ci sa kàddu ci sa jëf donc yaakaar naa kooku kenn santu la ngay génnee kàddu gu ñaaw di ko wax mais day fekk yow moomu koy def te ñenn ñi balaañ koo gën a man say doom toog nga dem ba am ak jigéen doom toog naan ko ba léegi defaloo ma dara góor gu ne léegi nga ci biir kër gi kàddu yoo xam ne sa njaboot ci sa kanam la koy waxee wala sax léeg-léeg mu bàyyi ba waa koñ bi mu leer la ne ñu ngi dégg dëkkandoo yi ci la gën a sawar pour wuññi sa secret loolu mooy loolu nag. sa dara matul comme mooy li ñu waxoon semaine bi passée. très bien. ku taxaw ne sa jëkkër sa dara matul. sa dara matul kañ nga ko xam tey bi mu lay bëgg si lax waxoo ko woon. donc kon. maanaam bi mu lay bëgg si boo nekkoon sa dara matul du la takk. non non du la takk comme dara matul kay kon yow it xam nga doy di tuuti parce que nooy defee ku dara matut kon bis li gën a garaaw mooy. dina ko takk de. bu ko waxal sax dina ko takk ndax mbëggee gën a topp. waaw am na ci góor ñu am faiblesse. non mère Thiam sa dara matul moom góor goo ko wax. man nag du ne la te nag ñu ci bëri nag bu ñuy takk du ñu matle. dañuy dem ba ci biir matle rek. xaw a matle. seen dara matul ñu takk de. sa dara matul ma ne góor goo ko wax. du la takk waaw parce que matle woo ak sa dara matul aussi. sa dara matul waaw sa dara matul ak matle woo. yii wax nga dëgg. ñaari baat la yu bokkul ak Angleterre la. sa dara matul waaw. ak matle woo waaw
xam nga ñaar yooyu tamit dafa mat am na différence te dara matul dara baaxul maanaam wax ju yàqu la ko bu ma ko déggee ko jigéen de sa dara matul waaw bu dara matuloon doo ko sëy si non non kon ca commencement ba lay yàqu xale yi aussi nga koy def seen kanam da ngay yar ñoom it suñu màggee dañuy def ne lii nga def seen papa loolu la ñu war a defi bu ñu demee geneen kër rek loolu la kon il faut que jigéen ñi xoolaat seen toogaay mais jëkkër yi tamit il faut que ñu mat parce que sa soxna su nekkee ci lu mat a nekk parce que wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajakum yàlla nee na yéen góor ñi la ñu génnee seeni soxna kon yow it war nga bu la joxee soxna si tamit pour que doon école am la di ko mottali di ko génnee ci ay matadeem di ko indi ci côté bu mu matee ba ni nga bëggee sa kër sotti mais non kii daal soxna si dafa soof naam xanaa tey yow it nga gis soofam mais démb gisoon nga soofam mais da nga ko ci bàyyi indi ko kon foofu tamit ñoom ñaan ñëpp dañ fay am égalité maanaam ku góor ki day am responsabilité ci waroon dimbale soxna si ci élevé niveau mu génn ci bas niveau bi mu nekk jëm ci bi gën kawe mais déedéet comme ni ki def ñàngal fii nangam te nee na am na heure boo xam ne boo fa tolloo doo ñàngal waaw wax na dëgg nag doy na waa tonno saat la est-ce que du léeg-léeg dóore bi li koy indi mooy da nga testé xamoo woon ne ndaw si ceinture noire la genre Lewis la dafa jàng judoka mu am lu mu wax rek nga tëb doon jéem a dal ci kawam far nekkete ndaw si moom am na lu mu xam est-ce que du léeg-léeg tamit looloy indi nga ne damaa dóor fekk yaa doon jéem a dóore ndaw si ëpp la doole tu sais man lu ma placé jigéen ak góor moi je les mets tous au même point d'égalité ay nit nuyu et nit de toute façon si affaire u mariage ça peut pas être toujours clair il y a toujours des tensions il faut que jëkkër bi muñ jabar bi aussi muñ jëkkëram c'est ça loolu mooy sëy muñalante muñalante voilà c'est ça sans cela chacun va se montrer ëpp doole et puis maintenant xale yi comme tu as dit ñuy gis spectacle bi mais lu tax la plupart xale yi ñu bëgg seen yaay c'est à cause de ça parce que góor bi day beru or que il doit venir renforcer pour être au même point d'égalité que la maman avec les enfants c'est à cause de ça que je dis de temps en temps il faut que jëkkër bi jabar bi ak doom yi kese ñuy waxtaan est-ce que ça sans cela amener un corps étranger et tout on ne sait pas comment ça va créer c'est ça qui amène des tensions de mariage parce que il faut l'équilibre parce que mënoo ma wax am nga jabar tu peux pas dire 15 ans vous allez pas faire des histoires c'est pas possible ñu waxante dëgg c'est pas maintenant mu ñëlante maintenant chérie bon soo leen demee si néeg bi tëju pour que xale yi du déglu loo leen wax waaye loo ma def lii c'est loolu maa noonu xool communication voilà c'est surtout la communication et communication il faut que tout père de famille tout mère de famille war na xam communication et de temps en temps dem seen si ustaas yi di laaj lii lan la d'accord léegi yéen bu problème amee jëkkër jabaram dóor ko waaw xeetu dóor yëpp dugal naa ko ci dóor ko noonu léegi yéen lan ngeen waajal pour loolu ngeen mu saafaraw ndax da ngeen di woote ñoom ñaar ñu toog waxtaan da ngeen di xelal ko jigéen ki da ngeen di dem xelal ko góor ki ñëw ci yéen wax lan ngeen teg comme ab programme voilà pour góor gi nga xam ne moom la jëkkër ak jabaram fitnaal mu ñëw ci yéen ngeen tegal ko programme boobu d'abord si jëkkër bi day ñëw gis ma am naa problème ak suma jabar ma déglu ko déglu ko bu baax je dis attention maintenant nu naxante ba ma dem gis parce que yow loo ma wax déglu naa la bàyyil ma déglu jabar bi dem Ousmane lu mu def nii tout mu expliquer maintenant ma essayer dajale leen waxtaan je dis adduna du noonu quand vous êtes marié nekku moon fuy mais ñëpp ñi leen xool loolu c'est pas bon maintenant soo leen mun a bàyyante ak jàmm soo leen mun mu commencer di waxtaan mais yow essaie de comprendre sa jëkkër yow essaie de comprendre sa jabar c'est que ça loolu rek laa mun mais maanaam yow médiation daal maintenant si musulman la je dis attention soo amee kilifa par exemple oustaz ou tout parce que on est différent kaay waxtaan oustaz am na problème fii kaay suma quartier dem kay def benn oustaz mais kenn du xam je dis kaay ak man waxal ak ñii kii parce que kii am na problème ak kii
et man mënuma wax affaire u diine parce que du suma spécialité. voilà loolu lay def. maanaam yow médiation daal ngeen médiation rek. mais en dehors de médiation. mais est-ce que il est pas mais est-ce que gis ngeen ne mi ngi saafara. très bien. trop bien même. gis naa benn réglé naa benn cas mais jëkkër ak jabar mi ngi xeex ak paaka. mais maintenant c'est calme parce que c'est quoi c'était jalousie. parce que femme bi dafa defoon que jëkkër bi day moyle or que jëkkër bi c'est un gars très droit. day moyle. mais quand aujourd'hui on a réglé ça. mais femme bi dafa baalu ak jëkkër bi. elle s'est mise à genoux di jooy. ok Louise loo ko doon laaj mais dama gis ne comme comparé aux associations de femmes gis nañ ay associations de femmes yu bëri comme ay AGS ak yeneen yoo xam ne bu ñu gisee jabar boo xam ne duñ ko dóor gaañ ko brutaliser ko. duñu taxaw ci médiation bi parce que dañuy naan médiation weesu na donc ce qu'ils font dañuy dem taxaw ci wàllu justice ba góor boobu dóor jabaram répondre yoon dal ci kawam. léegi yéen est-ce que boo gisee góor boo xam ne jabaram daf ko dóor ba gaañ ko ba yàq yaramam et tout da ngeen di médiation kese wala da ngeen di topp wàllu yoon. moi je suis pas je suis un médiateur simple. mais comme l'association des femmes juristes. mais am na ay nit quand ça va pas dem gis association bi yóbbu naa dem leen wax parce que ñoo xam texte yi ah. Moi, je ne rentre pas dans la vie privée de quelqu'un. Donc, vous êtes d'accord que les femmes, d'orgueil, c'est une jëkkëri, ba sen yaram yi yàqu na ni na. C'est là ce qui se passe. Am na benn journal où on a vu une femme ensanglantée. Hein? Ñëpp wax. Mais d'abord, ñëpp wax way jëkkër bi baaxul. moo ko bëgg a laaj ci sa question bi xam lu des maanaam yéen seen association bi su ma la déggee bu jigéen ñi leen gën a taxaw wax maanaam ñu jigéen ñi pare nañu pour góor bu dóoree jabaram ñu pare pour tëjlu ko mais yéen parewu leen pour tëjlu benn jigéen ju doon jëkkëram non mais engagement détermination médiation tamit jàll ci war a soo waxee tëratel benn jigéen pour mu dem ci soo waxee tëj yoon déjà on rentre dans des affaires de procédure judiciaire moi je suis pas un homme de justice. Je suis un homme de paix qui parle que de la paix. Donc, quand il y a problème, j'interviens. Si on vient me le demander, si on ne me le demande pas, je toque sur mon nyambo. Non, on toque nak. Non, attends. Non, même si on te demande pas. Ça, c'est de l'engagement. Attends, tu sais au Sénégal, les journalistes, vous êtes journaliste. Oui. Ça écrit vite. J'ai vu une photo où on a ensanglanté la femme et tout, gars, il dit attaquer. Mais on n'a jamais cherché l'outar de Kirby Defko. Si. Non, ça c'est... Moi, je peux te dire. Des journalistes d'investigation. Affaire moustiquaire. Hein? Voilà. En plus, l'affaire moustiquaire, ça, tu sais, au Sénégal. Au Sénégal, on invente vite des choses. Alors moi, je suis sénégalais comme les autres. Hein? Au temps de Senghor, on disait Radio Sicap, on inventait des choses comme ça. Moi, je veux éviter ça. Moi, l'essentiel, j'ai fait une association qui intervient. Maintenant, quand ça ne va pas, je vois un oustas ou bien je peux avoir un prêtre. Le prêtre a été formé pour ça. Lui, il a étudié sur des livres saints. Hein? Il sait qu'il y a des codes dans la religion musulmane. Je dis, madame, nous avons oustas bi indi nako. Déjà, j'ai fait un pas. Madame, faut vous tendre ça. Mais ne me faites pas croire de porter un manteau que je ne suis pas. Non, d'accord. Amna côté médiation, mais amna fo xamné comme li nga wax nonu jigen ji fiir jël ndox mu tang sorti ko jëkëram mais faut médiation lan la fa mënati mais attends il faut yoon taxaw détermination est-ce que du ngeen jall ci benen phase comme jigen ñi femme juriste yi ñepp leen xam fi ndaw si mu joon Touba bi ciow lu jugé ñoo juk ndaw si néwon na retiré na plainte bi mais mu jigéen jëkkër ji bañ leen ko mais vous posez la même question moi je suis un relais quand il y a problème mais les femmes juristes des fois elles m'invitent. Une fois, elles m'ont invité plusieurs fois. Au début, ils déféraient que moi, j'étais contre les associations de femmes. Nous contre nos familles et tout. Or que quand on a causé ensemble, mais ils ont dit, mais Fosser, tu es notre relais. Moi, je fais qu'un travail de relais. Tu sais, c'est là que je m'arrête. Maintenant, Charles, oui. Je me dis, est-ce que tu as un salon
nga dégg benn góor jabaram dóor na ko ba gaañ ko ne lañ da ngay toog di xaar ba góor bi ñëw laaj la pour nga intervenir mais non xam nga femme juriste yeeg yeneen association femmes yu nekk sur internet xaaruñu xale bu jigéen bu nekk Touba contacté leen ñoom ñoo ko contacté ñoom ñoo ko seeti ñoom ñoo commencé médiation yi ñoom ñoo dugal procédure judiciaire ñoom ñoo porté plainte c'est-à-dire que femme bi c'est-à-dire que engagement bi moo bokk ak détermination. Attendez, je vais vous dire ces associations là sont plus puissants que moi. Ah d'accord. Ils ont des subventions de l'extérieur. Je ne veux pas dire les noms des ils ont de l'extérieur de l'extérieur. Ils ont des subventions. Ils ont des cabinets. Et tout. Donc moi, Charles Fossé, un petit artiste de rien du tout, qui a créé une association. Mais du kii moo ginnaaw raay barki démb lan la duñ ko jëkkëram daf ko dóor par di ko diri ci tali bi. jëkkër ji daf ko diri ci tali. goudron la ko diri. di ko yaram bi yëpp dafa yàqu bu ñu wane woon yeneen parties yi. ngeen gis ne lii ginnaaw raay la voilà. Alors maintenant ce cas-là. Aujourd'hui dem. Ça c'était samedi. Auto. Moi qui me passe même car rapide. Mais dem ba Touba mais damay indi problème. Kon association de non la. Moi je attends. Non problème. Moi je fais l'éveil des consciences. C'est différent. Il y a plusieurs associations. D'accord ñu jël moi je suis un relais. D'accord ñu jël Pa Ousmane mu wax ñu li gën a fees ci xibaaru digg bëccëg yi Pa Ousmane salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. yow moom kenn du la dóor. yow jegewoo sax ak ñuy dóore. lan nga nu fas yéene indil ci bu benn waxtu jotee. incha allah bokk na ci kujje gi amal ab doxub ñaxtu niki démb fësal li nga xam te mooy seen càkkutéef daanaka ñeenti mbir ya mooy ne Khalifa Ababacar Sall nañ ko bàyyi Karim Meïssa Wade dina dikkaat ci réew mi élection ñu dëgmal na lépp jaax yoon waaye askan wi jafe-jafe ñu dund bokk na ci ñàkkum ndox mi na nguur gi taxaw temm ngir luñ ko saafara parti démocratique sénégalais ak yeneen ci ay parti fes loolu ci kujje gi ñoo ko xamle niki démb daan ci dikkeen ci xibaar yi parti socialiste du am candidat ci élection présidentielle yu atum 2019 doon lu jaaxal ñu ëpp ci askan wi njiital boobee parti ne waru leen jaaxal ndaxte lu ni mel xel mënees na ko nangu ndax ñu ngi bokk ci coalition benn bokk yaakaar te it gis nañu seen bopp loolee di tontu Ousmane Tanor Dieng lu aju ci candidat kii di Khalifa Ababacar Sall mu ne loo dee yitteelu ko jamono ji la ko yitteel mooy ànd ak ñam war a àndal ngir falaat njiitum xew mi di le président Macky Sall ci élection présidentielle yi daan ci dikk ak yéen ci xibaar yi na ci bokkit ci xibaar yi muy association booloo ànd defar pour wàcc ci mbedd mi setal gox boobee ne lañ ci jublu mooy fexe ba askan wi mën a mucc ci feebar boobee di paludisme maanaam sibiru te la koy indi ci seen gis-gis bokk na ca yoo seen taxawaay boobee ñu ci ëpp ci askan wi fa dëkkee di ko rafetlu ñu ànd ceeg sensibilisation ngir askan wi mën a gindeeku ci booba feebar mën ci it mucc daan ci dikkeen ci xibaar yi ànd ceeg suñu ndaw di daaw càndum ponk yaa ngoog Oustaz Makhtar incha allah bu benn waxtu jotee ñu boole ci yeneen i ponk. jërëjëf Pa Ousmane thème bi de moom mi ngi noonu de góor ñi nga xam ne moom la ñuy fitnaal moom moo jiite association Maribatu yi ñi nga xam ne seeni soxnaa leen di fitnaal di leen dóor lan ngay wax ci loolu ci tënk xanaa ma déglu rek ba fii xam naa mercredi moom bu ñu exposé li nga xamante ne mooy problème yi ñu xool rek nan lañ def ci solution mais c'est sûr que ni li mu wax nii loolu mooy dëgg mooy ni il faut d'abord médiation parce que même grande guerre yu gën a mag ci àdduna bi yëpp dañuy mujj ci table waxtaan pour mën a solutionner ma jàpp ne li mu wax noonu solution la gis naa ne yaa ngi koy topp di ko laaj ne est-ce que mënuñoo dépasser maanaam cadre médiation bi yegg ba ci di leen yóbbu pour ñu leen di àtte loolu mën na nekk mais jàpp naa ne peut-être solution bu mujj la bu fekkee ne ñaari parti war nañu mën a boole ñu waxtaan xool lan mooy jafe-jafe lan moo indi ñu yegg asaka jigéen ji di teg loxoom ci kaw ku góor ki wala di ko mettital wala yu mel noonu parce que souvent li gën a garaaw ci yu mel noonu mooy ni ku jigéen ki bu xamee ne xëy na mënta dóor góoram ci wàllu doole mooy indi muy utiliser ay ngànnaay wala yoo xam ne xëy na dina mën a gaañ ku góor ki te loolu bu ñu fa yeggee mooy ni buñ demee yoon it dañuy teg ku jigéen ki ay daan. moo tax ma jàpp ni li mu wax moom waa ji am na solo mooy ni médiation bi. waaye bu ñu demee it ba médiation bi aboutir xëy na peut-être la ñuy xalaat yu mel noonu donte nekkul lu ñu conseillé donte nekkul lu ñu bëgg parce que aussi il faut ñu xam ni ñun Sénégal dafa am lu ñu baaxoo dafa am lu ñu xam loo xamante ne tout le temps dañuy wax ni dañuy négocier dañuy waxtaan pour que réeroo yi am mën a gindeeku bu fekkee nag yegguñu fa mooy ni jamono léegi dafa dox ni muy amee ci wàllu ku jigéen ki mooy ñu fitnaal ko def ko yu metti mu yóbbu yoon teg ci daan noonu la xëy na dama di amee ci beneen côté bi mais lu ci mënti am daal man li may conseillé man mooy lu ci mënti am ci couple yi maanaam jafe-jafe du ñàkk
ñàkk déggoo du ñàkk yenn saa yi dina am ay tiraillement ay jàpp du ñàkk parce que loolu yàlla mayu ko kenn même que suñu référence yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam am na ci jamono ci dundam yoo xam ne yu mel noonu xëy na dund na comme que mënta ñàkk nag nañ fexe ba privilégié li nga xam mooy dialogue mooy waxtaan waaw waxtaan rek man pour man mooy saafara waaw ba pare nag ku ci nekk bàyyi lees mooy ku góor gi dafay bàyyi dara muñ ko ku jigéen ki dafay bàyyi dara mën di wan baat pour man loolu la fii ak loolu nag ñu ngi koy def xëy na solution mën a dund bu fekkee nag loolu amul xëyti Oustaz Makhtar yaa mu gën a xam tàggoo am na waaye it comme yàlla gënalu ko it tàqali ko it am na léeg-léeg mu doon solution waaw léeg-léeg mu doon solution nag jërëjëf waaw jërëjëf Pa Ousmane ñu sant ko gërëm ko di jéggalu mbokk yi dañoo xaw a soj waaye ci tënk lan mooy doon sa ndénkaane ndax waxtu wi jeex na xam naa mook Ousmane mook Oustaz ñu bàyyi tey ñu def ndénkaane amoon naa benn problème benn kilifa ak jabaram xeex jabar bi di dóor jëkkëram kilifa bu mag ma ñëw àtte ñu dem tribunal ñu divorcé 6 mois après ils se sont remariés femme bi indi ma ay poto que man maay fumiste bi maa jàpp lii c'est à cause de la vie de couple c'est très dangereux faut faire très attention c'est ce que je peux dire d'accord loolu mooy sa ndénkaane voilà jërëjëf ñu sant ko bu baax gërëm ko tonton Sarr la Oustaz xam naa Louise ak Mère Thiama tey dañuy lepp tàggatoo bi ñu bàyyi la rek nga def ndénkaane ci loolu nga xam ne mi ngi faral di am moo xam violence ci làmmiñ la wala ci loxo ci geste lu mu mën ci doon rek lan ngay dénk jigéen ñi ci diine pour ñu dellu siwaat teguwaat ci yoon wi ci ñetti jigéen wala ñeent kenn ki mooy sayyidatuna Mariama di yaayu yonent yàlla Isa keneen ki mooy sayyidatuna Khadija ki ci des mooy suñu maam Jaara Buso Poroxaan ak sayyidatuna maam Fawad Wele suñu maam Mariama sayyidatuna Mariam di yaay ci yonent yàlla Isa dafa am luñ ko nawee woon àgg na ci yitte moom sayyidatuna Mariama àgg na ci yitte téye tànk ak loxoom téye tànkam téye làmmiñam koo xamee ne yàlla defal na ko faveur boo xam ne ay góor la ko doon defal mais yan góor du góor yëpp ay yenent te mooy yónnee ko Jibril àgg na ci sax yàlla wax yoog moom direct yaa Mariama iqnuti li rabbiki wasjudi ainsi de suite kon bu ñu xoolee foofu xool ci Khadija sàkket bi mi ngi fi ci maam Jaara Buso kon sër baa ngi fi ci maam Fa Wade Wele nañu jël loolu comme kii ndax temps bi dafa gàtt donc ñu ngi la ngay gërëm bu baax di la sant di gërëm tamit ñu ñu bokkal jotaay bi yëpp di nuyu waa Lac Rose nga xam ne fa la ñu nekk ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi dégg fu ne donc Bawol ak yëpp daal ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp jërëjëf Oustaz jërëjëf Oustaz Daouda ñu sant ko gërëm ko ñu ngi may wax ne teel nga dikk lool bàyyi ko ba Lac Rose yaa fi jiitu en tant que invité kontaan nañ ci lool ñu sant la bu baax a baax gërëm la DTV ngi nii xam naa yàlla mottali formation bi incha allahu taala dinañ lay soxla tout le temps tonton Sarr la Foster association Maribati moom tur wi rëy na waaye nag bu ko firee rek ñu xam ne kon yàlla na man nag damay woo góor ñëm ñëw ci sa ginnaaw il faut que jigéen ñi ku fi waxati sa jëkkër yenn yi rek ñu yóbbu la ci yoon ndax loolu rek koy saafara gannaaw association jigéen ñi taxaw nañ di yóbbaate ci yoon ñu ni tamit il faut ñu taxaw ci sa ginnaaw ba di porter plainte weesu médiation bi kese ñu sant la bu baax a baax gërëm la Louise jërëjëf Mère Thiama jërëjëf waa régie jërë ngeen jëf mbokki doon seetaan jërë ngeen jëf waxtu wee ñu tënk liñ doon ñaan nañ ko yal na yàlla defal nu jàmm ba subaak jàmm wasalaam